asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu ku nekk turam ak santam di leen dalal fii si studio ITV i rajo synchronisé di ñëwaat encore comme nuñ ko faral di def bi mbas bi wadde ci réew mi ba léegi di waxtaan ak askan wi di invité ay kàngam di waxtaan ak askan wi ci feebar bi di continuer di law xam nga ne léegi Sénégal ñu ngi juróomi di xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci feebar bi te feebar bi du caaxaan nu muy lawe ak nu muy contaminé nit ñi dafa doy waar moo tax sénégalais war a delloo seen xel xam ne feebar bi du feebaru caaxaan moo tax it xëy na nguur gi jël ay matuwaay pour nit ñi jël ay masque di ko sol parce que gis nañ ci réew yi xamante ne jël nañu masque yi loolu wàññi na feebar bi foofu mooy li mel ni Singapour li mel ni Corée du Sud waaye tailleur yi ñu ngi defar ay masque di maye nguur gi tamit war naa mun a baral masque yi xëy na def ko à la disposition des populations tamit ñu wàññi njëgu masque yi nit ñi mun a am masque bi pour mun ci maanaam kii mun a protéger seen bopp protéger aussi seen i ñooñ parce que feebar bi xëy na ñëw na moment bi nga xamante ne ñu bëri seen loxo jotul seen ginnaaw mu gën nañu masque moo tax masque bu ñu ko bëggee imposer tamit il faut mu disponibilité bi moo ñu wàññi ko bu ñu ko mën a sa distribuer ci distribution alimentaire yi ñu boole ci masque yi loolu am solo la xëy na ci 1000 milliards yi ñu war a génnee war nañ ci mën a génnee koppar jël de masque def ko à la disposition de tous les Sénégalais ñu jot ci masque yi tamit xëy na li may wax ni na yàq liggéey xamante ne ñu ngi jaay masque yi waaye masque yi fagaru pour faj nit ñi la moo tax it ñu am mbégte tey di accueillir fii ci studio bi monsieur Bakar Dia kenn du ko présenté Sénégalais yi moo nekkoon na fi ministre des sports ministre chargé de relations avec les assemblées nekk médecin docteur ñu bëri xëy na xamul loolu ci moom waaye médecin la di xaar ci kaname tuuti monsieur Sory Kaba bi am benn gàllankoor bu ndaw mu nga ñëw si yoon bi waxtaan nañu tamit moom na nekk nañu gisee mbas bi ak feebar bi ak yan matuwaay lañ jël monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la dalal si studio ITV i rajo. Alassane maa ngi lay nuyu di la gërëm aussi ci invitation bi. waaw feebar bii ni ñu ko waxee am na jaaxal na àdduna ba fépp ci àdduna ñi xamuñu fu ñu jëm solution gi wax ñu bëgg indi solution waaye ba léegi lu wërtu wóor feebar bi amul lu koy faj amul vaccin amul thérapie amul lan lu koy faj nit ñaa ngi ciy demee noonu rek ñenn ñi daan ci génn ñeneen ñi xëy na feebar bi attaqué leen maanaam indi leen jafe-jafe yow bu ñu commencé xeex feebar bi ba léegi ci Sénégal ban gis-gis nga ci am ak ban jàngat nga ci am. Alassane maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm ak di sant seen groupe bi muy i rajo ci liggéey bi nga xam ni yéen a ngi koy def ndax jàpp naa ni yéen a ngi bay seen waar te feebar bi ni nga ko waxee amul vaccin loolu mooy dëgg ñi nga xam ni sax gëstukat lañ nee nañ que vaccin yi itam suñ koy xalaat xëy na fii ak 2021 xam nga kon loolu ñëwagul. beneen bi nga wax itam muy dëgg mooy feebar bi tey jii ñi ngi wut garab ñi ngi wax bi baax na bi baaxul xëy na am na ay garab yu nga xam ni dinañ mun a dimbale malade yi ñu génn ci wante teewul lu ñu war a jàpp ba tey mooy àddina bi d'accord guñ ci garab gi moo koy faj. donc feebar bi amul garab feebar bi amagul vaccin kon lan moo ñu dese lenn rek moo ñu dese benn instrument la ñu am benn jumtukaay pour xeex feebar bi mooy prévention. moom dong lañu war a jàpp ni moom lañ dese. prévention nag mooy li nga xam ni lu metti def la lu am solo la ndax dafa am li nga xam ni mooy mesure barrière yi ci prévention la bokk xam naa dinañ ci dellusi beneen acte prévention bu am solo mooy dépistage de masse beneen acte bi wax dëgg yàlla dépistage de masse bi xëy na commencé nañ dépistage bi xëy na ñu ngi jël ay jumtukaay pour yokk ko mais jàpp naa ni gannaaw mesure barrière yi dépistage bi itam lu am solo la ci prévention bu ñu war a def. Sénégal nag comme ni mu ko waxee suñ dépisté lan moo des mooy ñi nga xam ne feebar nañ ñu faj leen ñi nga xam ni itam amaguñ jàngoro bi wala naruñ ko am sax te ñu ngi jël jàngoro bi def ko ci seen mi ngi nekk ci seen yaram ñu mun leen isoler yooyu ay mesures la yi nga xam ni suñ ko defee xëy na dinañ mun a def prévention bu am solo Sénégal nag man jàpp naa ni teel nañ ci jóg
même su dee xëy na am na yu des te du ñàkk toujours muy des kon suñ fi toogee xëy na pour wax nu ñuy def ba mu gën a baax rek la. tel nañ ci jóg ndax frontières yi gaanaka sax xaw na yéex tuuti mais tëj nañ ko bañ ko waree tëj bañ tëjee frontières yi aussi am na ay mesures yi nga xam ni jël nañ ko gannaaw tëj frontières yi mooy mesure barrières yi télévision yi chaque jour yéen a ngi ci télévision Sénégal yaa ngi ci rajo yaa ngi ci di wane daal nan lañ mën a def pour moytandiku chef de l'État itam jël benn mesure bu am solo fan yi il faut ñu wax ko mooy masque bi nga xam ni daf ko rendre obligatoire. Alassane li nga xam ne amul vaccin li nga xam ni amul garab saa bu ñu nee lii moo mun a tax nga bañ ko am war nga mun a xam ni soo ko defee di nga aar ñeneen ñi. xam nga Sénégal dafa am suñu aada ak suñu cosaan lu ñuy faral di wax nit ay garabam nit ay garabam kon tey suñu waxee citoyen bu nekk na sol masque waxuñ ko pour mu aar boppam rek naam sax dina ci aar boppam tuuti mais ki mu nekkal ak ku mu dendal lay gën a aar soo solee masque soo ticholee bi du génn soo saqatee saqat bi du génn soo nooyee nooyi bi du génn kon masque bi soo ko solee yaa ngi aar ñi nga dendal moo tax ñu foog ni xëy na suñu jàppee ni yenn dëkk yi comme ni nga ko waxee masque bi tax na ba mu ñoom ñu mun a mucc pour le moment ci jàngoro bi président jël mesure ni dañu war a sol masque bi lan moo des mooy autorités yi aussi mun a fexe nu masque yi nekkee à disposition nit ñi mun ko am. waaw foofu moo la bëri xaw a am. jikki jaaxa parce que nee nañu bu ñu waxee ne ñëpp sol masque est-ce que masque yi doy na est-ce que am na est-ce que askan bi am na ay motuwaay pour jënd masque parce que masque bu fekkee dañ koy jaay ba ñaari téeméer te xamante ne moom ñaari téeméer moo doon dépense am par jour xam naa ne boo amee ñaari téeméer rek lu muy lekk lay wut du jënd masque. kooku dëgg la jàpp naa ne am nañ d'abord benn programme bi nga xam ni mun nañ ci wut ba 1000 milliards loolu lu am solo la ma jàpp ni tey mesure bu ñu mën a jël ci réew mi lu ci ëpp solo mooy mesure de distanciation sociale yi comme mesure yooyu ñoo ci ëpp solo nag te benn man fa jàpp naa bu am solo bu ñu dese woon mooy masque bi ndaxte nag raxasu bi dëgg la war nañ ko di def moytandiku bi dëgg la war nañ ko def toog suñ kër dëgg la war nañ ko def mais tey ji masque bi mooy li nga xam ni jàpp naa ni suñ ko defee correctement dinañ ci génn moo tax ma foog ni investissement la mais bëriwul ci réew président mën na ko jël en charge mais foog naa aussi Alassane dans un effort de solidarité ku nekk ci ñun war nga mun a xam ni ni ngay jëndee dàll jëndee ko yére jëndee ko sax téléphone yu xaw a mucc ayib war nga ci mun a góorgóorlu pour bañ a lor sa morom ak sa dëkkandoo nga dem defar masque ndax nguur baax na trop ñu koy laaj ci lu ne mais baax na aussi sénégalais bi mun a gis boppam ba pare nangu def effort buy tax mu bañ a lor doomu aadama bi te jàpp naa ni tey ji masque bi ministre de l'intérieur war na mun a fexe ba mesure bi ñu respecté ko ndax man lu ma gëm mooy sa réew war na di la jox wante yow tamit war nga foo toll di xool nan laay def comme ni ko président boobu doon waxee pour dimbale ak jàppale sama réew te foog naa ni dem jënd benn masque cher na cherul te man gëm naa ni sax Sénégalais yi xaaruñu woon mesure bi pour wut masque soo seetloo soo doxantoo ci réew mi soo demee dikk di nga gis Sénégalais yi ñu ngi defar seen masque kon lu des kay mooy man maa ngi ñaan président de la République nu mu wone Sénégalais yi ñun Sénégalais yi nu mu ñu wonee nu ñuy raxasoo dafa am solo ndax président xam nga su xasee ba joxe yoon ñu ci ëpp dañ koy topp saa boo ubbee télé nga gis ñu ngi ñuy jàngal raxasu foog naa président jot na nag mu jàngal ñu ci télévision bi nu ñuy solee masque ndax sol masque du lu yomb mun nga sol masque am noo koy solee mu wàll la mun nga di wut masque xam nga ñun sa Alassane sama genre gi dañ bëgg waxaale dañuy ñëw gis kuy jaay masque bi ñu taxaw di ko wax masque bi ñaata la mu jox ñu essayé benn suñu essayé benn baaxul ñu essayé waat beneen su nekkee ñun dañ yor doomu jàngoro bi te yàlla def ni duñ ko wàllee
di sol masque bi di ko essayer waat mun nañ wàll keneen ku ñëw jënd si ko. moo tax ma jàpp ni masque yi dañ ko war a def ci ay mbuus dañ ko war a wala def ko daal ci ay protection yi nga xam ni ku ko jënd rek moom nga mun a sol mesures yooyu man jàpp naa ni président de la république war nañu mun a won nuñ koy defee daanaka sax nit ñi am na luñ ci xam mais foog naa suñu ko wonee ku nekk gis mbir mi mu jàngal ñu ko nu mu ñu jàngalee raxasu di nga gis Sénégal yëpp dinañ wuti masque man gëm naa ni sénégalais yi ay patriotes lañ gëm naa ni sénégalais yi kenn bëgg leen gënu leen bëgg seen réew gëm naa ni yenn say ñàkk xam rek moo tax ñuy dawalee ñenn yi mais bés bu président de la république defee lu mu war a def ba ñëpp xam ni masque bi lu am solo la li nga xam ne mënuñ ko bañ a def di nga gis sénégalais yi duñ xaar sax nguur gi mais jàpp naa ne am nañu ay tailleur armée bi mun na ci jóg ñëpp mun nañ ci jóg ba nga xam ne sénégalais bu nekk suy génn dina am masque am te loolu su amee dootoo gisati gendarme toog solul masque policier di liggéey solul masque armée bi ñëpp sol seen masque képp kuy dem supermarché nga sol seen masque loolu suñ ko defee li nga xam ne moo lëmbe réew mi jaaxal ñëpp muy cas communautaire yi di yokk am naa yaakaar ni dina wàññeeku. mais dama bëgg nga baamtuwaat tuuti fi nga expliqué woon nu ñuy solee masque lu am solo la parce que mën na am masque nga bañ a xam naka lañ koy solee te masque bi dafa waroon a protéger wu protéger ñeneen ñi ni nga koy solee ba ni nga koy dindee mu indi jiiki jaaka ba contaminé la contaminé ñeneen naka la ñuy war a def dañuy xam naka la ñuy solee masque bi nga am ko te doo lor. waa xanaa ma jéem rek. mais ndax man jàpp naa ni tey ji moom bés bu ñu ko président jàngale ci télé bi ci lay gën a mokk. mais xam nga masque bi soo ko solee dañu wax mesure barrière la kon moom day tax ba poussière beeg microbe yeeg lépp lu war a ñëw du yegsi ci gémmiñ gi du yegsi ci bakkan bi comme nag lépp luy ñëw ci biti lay des di nga gis ñenn saa yi sama genre gi dañuy jël masque bi di téye di ko yëngal. te da war a ko téye ak sa loxo. ndax soo ko téye ak sa loxo loolu nga xam ne tere na ko dugg da nga koy jàpp ci sa loxo nga dem nuyoo soo nuyoo yaa ngi joxe jàngoro bi walla ngay dindi masque bi jël masque bi dindee ko ci kanam kooku soo ko defee yaa ngi jël sa loxo taqal ko teg ko jàngoro bi walla masque bi nga sol ko ñu ne la soo ko solee waratoo ko dindi sooy waxaale nga wàcc masque bi ba ci suuf di wax doomu aadama bi waaw ceeb bi lu muy jar dawlin bi lu muy jar. kon boog masque bi soo ko dindee di wax amatul solo. amatul njëriñ. da la ko jox booy wax sax da nga ko war a bàyyi. ci sa gémmiñ. ndax soo ko bàyyee sa gémmiñ. sooy wax. ci lay yem. wax ji du génn ci masque bi la yem. soo tichooli bi nga xam ne dafa am doomu jàngoro bi ci biir du génn ci lay yem. soo saqatee itam masque bi barrière la dafay tere saqat bi dem kon loolu moom moo tax soo solee masque bi doo mun a wàll ku jege yow te comme dañ nekk ci luñ tuddee cas communautaire. mooy nag lu doy waar. waaw Alassane mooy lu garaaw. fépp fuñ ko xayma rek weesu na foofu. loolu mooy dëgg fépp fuñ ko xayma weesu na ko ndaxte cas communautaire xamoo fu mu jógee loolu mooy dem nañ ba nit ki mun na am jàngoro ji te mënu la wax sax. kan moo ko jox. kon mënatoo wax da ngay dem wuti ay contagam cas communautaire boobu. ñaata doomu aadama la wàll balaa jàngoro bi du feeñ ci moom ndax moom mun na ko yor te du feeñ ci moom. te du ko xam. mi ngi nuyoo mi ngi dem ak dikk mi ngi lekk ak nit ñi mi ngi dugganteeg nit ñi ñooñu mu dugganteel aussi am na ñeneen ñuñ dugganteel mooy les contacts des cas contacts. ak les contacts des contacts des cas contacts. kon boog cas communautaire su duggee ci réew mooy problème bu rëy am na alors mais comme ñun jàpp nañ ni xëy na ñun ñëpp am nañ doomu jàngoro bi. parce que loolu la ñu war a def. Sénégalais bu nekk tey war nga jàpp ni xëy na feebar nga ndax mun nga nekk porteur sain mooy nga am doomu jàngoro bi di ko wàlle te yow doo tëdd kon yow yaa ngi dem supermarché yaa ngi dem bureau yaa ngi liggéey alors comme yow mun nga am doomu jàngoro bi te ku nekk ci ñun mun nga am doomu jàngoro bi nan lañ mën a def munuñ jël Sénégalais yëpp ñu ne leen toog leen seen kër munuñ jël Sénégalais yi ne leen du ngeen génn. kon dafa am lu ñu tuddee confinement individuel mobile mooy man dama ni am naa doomu jàngoro bi kon foo mun a nekk dinaa raxasu dinaa moytandiku jege nit ñi su ma amul lu ma def ci mbedd mi du ma génn wante su may génn
comme man jàpp naa ni am naa doomu jàngoro bi te nit ay garabam te waruma ko wàlle damay sol sama masque su ma solee masque su ma ticholee du ma wàll su ma saqatee du ma wàll kon sénégalais bu ne su ne man de feebar naa wala feebaruma tëdd wante feebar naa ndax am naa doomu jàngoro bi te waruma ko wàll doomu aadama ndax loolu àq la suñuy génn dinañ sol suñu masque comme nag jàpp nañ ñun ñëpp feebar Sénégal yëpp sol nañ seen masque kon ku feebar te doo ko wàlle ku feebar mun ko wàlle soo solee masque bi doo ko wàlle ku feebarul xayrul ku sol masque bi ci diggante bi nga yëg ni feebar bi mi ngi ci yow nga mën a dem hôpital kon loolu forme d'isolement la bi nga xam ni ku feebar ki du wàlle dina mën a sol maskam bi porteur sain bi aussi nga xam ne mi ngi ci communauté bi di dox dootul mën a wàlle ndax du ticholi parce que moom tey ko moom xamul ni am na doomu jàngoro bi kon mënul wax man duma génn mënul wax duma dem fenn ndax jàpp naa ni sénégalais bu xamoon ni mun na wàll doomu aadama moromam du génn mais comme ñun ñëpp xamuñ ko nag te xëy na man mi maa ngi ko yor ñëw tey ak sama xarit Kaba ma ne moom kat waruma ko wàll nan laay def ba duma ko wàll man xëy na am naa ko damay sol sama masque waxtaan ak moom su ma paree génn xam nu may solee masque bi su ma koy dindi aussi xam ni ci gannaaw laay jàpp dindi ndax lépp lu ci kanam rek da ngay jàpp ni xëy na am na doomu jàngoro bi te soo ko téyee di nga wàll sa bopp di nga wàll sa njaboot. loolu moom moo tax man ma foog ni confinement individuel mobile lu am solo la te dina tax ñu sol suñu masque dem doxi suñu soxla loolu tax itam loolu man moo ma gënal confinement généralisé. xëy na dinañ ci dellusi mais nañ bàyyi ku nekk dox sa soxla sol sa masque jàpp ni waloo wàll ki nga jegeel. waaw monsieur Kaba ñu ngi lay nuyu di la dalal si studio ITV i rajo di comprendre gàllankoor bu ndaw bu la téyoon si yoon bi ñu ngi wax waxu mbirum masque bi te gis nañu tey ci benn xibaar bi xamante ne suñu confrère waa quotidien ñoo ko génne président nee na bu ñu continuer nii bu mot le confinement total lañ jëm te pas parce que cas communautaire mu gën di yox dafa mel nit ñi ba léegi xëy na feebar bi am na waaye matuwaay yi ñu war a gën a góorgóorlu pour bañ a law mun ko ne di law. jërëjëf Alassane. jërëjëf ci excuse yi nga ma présentel ndax retard bu ndaw bi ma am di ci jégalu bu baax. am solo di la jégalu di jégalu auditeuru i rajo di leen nuyu di leen sargal di nuyu aussi bu baax sama grand frère le docteur Bakar Dia ça fait très longtemps gisuma ko. donc c'est tout un plaisir retrouver waat ko fii di am mbégte également di participer ci émission bi. mu nekk émission bu am solo te lépp nekk ci cadre sensibilisation. parce que comme ni ko Olof Njaay di waxee bu waxtu dee jotee ku dund rek doo gor. te tey je crois que fi réew mi toll ak pandémie bi ku nekk fa nga nekk ak loo mën a def war nga koo mën a def ngir ñu mën ko fee jële ci nu mu gën a gaawee. pour répondre nag sa question man jàpp naa ni ginnaaw mesures yi nga xam ne. président de la république gouvernement bu république bu Sénégal jël na ko toujours ngir fexe ba lépp loo xamante ne feebar bi nar na ko andi ci jafe-jafe ñu jëlee ko fi que ñu jëm ci na ñëpp sol masque obligatoirement que ñëpp di laam-laamee que ni kat danañ dem ci confinement général jàpp naa ni ay étapes la yoo xam ne il faut que ñu yóbbu fa nit ñi. parce que sensibilisation bi am na fu muy toll du doy. parce que sénégalais maa ngi jéggulu ci kàddu gi dafa am habitude boo xam ne léeg-léeg danaan maanaam tànk ku ko jege mbir mi dalu ko rek day jàpp ne encore am na lu des. et pourtant docteur yi wax nañu am na juróomi sénégalais yi génn àdduna feeb loolu moo leen rey mais ba léegi nit ñaa ngi laam-laame. est-ce que dëgg la wala dëgg. mu ngoog loolu mooy indi kàddu gi en fait. loolu mooy tax ba. mënoon nañoo bañ a sax yegg ci di imposer yenn mesures yi parce que bu ñu la nee feebar bi lii ak lii moo koy joxe lii ak lii boo ko defee dina tax ba du la dal. na say loxo di set. ak saabu foo toll na ngay jël gel hydroalcoolique di ko utiliser. bu fekkee da ngay génn te wóoluwuloo sa situation takkal sa masque doo wàll kenn du la wàll
ñu fexe ba 8h fu mu jotee ni ñu ne ñëpp fatu 6h du matin mën nga dox sa soxla waaye 8h fu mu jotee na nga fatu yooyu yëpp nekk ay mesures yoo xam ne terewul ba tey ñu ngi gis ne cas communautaire yi mi ngi am kon nag man jàpp naa ni tey comme ni ñu ko defee ci yenn dëkk yi te ñu gis ne solution la que obligatoirement képp ku mënti doon na nga sol sa masque booy génn bu dee ne sax jëmoo ci lieu public jëmoo ci administration ak fu mu mënti doon ñu rendre ko obligatoire mën na nekk benn genre alerte benn déclic ci xelu ku ne pour que ñu xam ni boo solul sa masque cas communautaire yi gën a yokk kon confinement général moo ciy topp te confinement général bu amee ñëpp xam nañ ne jafe-jafe dikk na. oui. parce que confinement général mooy boo xëyee bul génn bul dem fenn mais na fekk nga am loo toogee sa kër. leer. boo amul loo toogee sa kër ñu ne la waroo dem fenn musiba am na. léegi nag il faut que sénégalais yi xam ne foofu lañ jëm mais nag pour éviter loolu nañu fexe ba lépp luy cas communautaire ñu moytu ko mais man gëm naa ni d'habitude bu ñu nekkee ci weeru koor yàlla ñu sunu borom yóbbu ak jàmm ñu woor ak jàmm génn ci ak jàmm. activités yi day wàññeeku. tout naturellement. ñëpp xam nañ ne du ma ne dañoo xaw a yaafus waaye biir bu xiif moom. léeg-léeg doo ko yenn yi da ngay xaw a wàññi sa activité man gëm naa ne bu ñu duggee ci weeru koor wi danañu sori lool cas communautaire yi. dana gën a wàññi mais boo déggee ci décision bi nguur gi jël nee nañu jël masque obligatoire yi boo déggee ñenn di réagir ñoom dañoo ne bëgg nañu masque waaye dañu amul lu ñu jëndee masque parce que masque bu fekkee ñaar téeméer lay jar moom lañ koy jaayee fi ci réew mi am na ñu xam ne ñaar téeméer mooy seen dépense kër. ànd naa ci ak ñoom ànd naa ci naka la ñuy def pour am masque. je crois que foofu aussi il faut que mu am benn effort bu nit ñi def parce que gis naa ni ñu mel ni ñun bi ñu nee nañu dimbale askan wi jënd nañu ay saabu distribué ay gel distribué nañu jënd ay masque distribué gratuitement je crois que loolu aussi tant que renduñu ko accessible ku nekk mu leer la ni ñàkk masque bi terawul nga takk ko mais mënuloo taafantu ne da nga am ñàkk 1000 francs boo ko jëndee moo tax jëndoo na masque bi su boobaa kon mën nañ ne excuse amatul. ànd naa ci ak ñoom effectivement masque bi jafe na pour nga jënd ko parce que bu fekkente ne benn bi 700 francs lay jar. effectivement ni nga ko waxee yow sa 700 francs dépense sa kër la yaa ngi koy lijjanti mu të gëm naa ne doo takk masque amaana sax di nga takk masque parce que mun na am masque yi ñuy defaree de manière artisanale mais est-ce que boobu protection ba muy war am na ci. loolu aussi question la. ce qui est sûr mooy danañu takk masque nañ leen pousser vers ça nañu fexe ba masque bi accessible ni ñu distribuer gel distribuer ko saabu defar ay robinet ci mbedd mi nga xam foo romb raxasu nañu fexe ba masque bi disponible na parce que gis nañ par exemple France que dañoo rendre masque bi disponible. Espagne dañoo rendre masque bi disponible. kon nag ñun aussi war nañ def effort jëm ci loolu ànd naa ci effectivement mesure bu mel noonu comme ni nga xamante ne bonne volonté yi nga xam ne tey ci réew mi mobiliser nañ à peu près 20 milliards de francs CFA. ngir jàppale ko état bu Sénégal nañu war a benn approche communautaire boo xam ne dinañ fexe ba masque bi day démocratique ku nekk amuloo doole boo ko amee waaye di nga am foo xam boo fa jaaree mën nañ laa may benn nga takk ngir réew mi yëpp. mën cee aaru. parce que je crois que loolu aussi lu am solo la. waaw monsieur le ministre cas communautaire comme ni ko waxee mu ngi yokk te mu ngi jaaxal nit ñi tiitloo ñu bëri parce que cas communautaire moom musiba naaru laay la kenn xamul ku yore feebar bi di ko lawal keneen waaye am na ba léegi ñi xamante ni ñoom même boo leen waxee feebar bi am na ñoom pour ñoom ba léegi ay naxem lay la am na ñu xalaat. est-ce que ministère de la santé warutu yóbbu télévision yi ñu filmer ci centre yi fu ñu def nit ñi même en protégeant seen intimité dañuy xam ne fii am na ñu fi tëdd te feebar bi moo tax ñu tëdd fi xëy na bu ñu génnee loolu ci télévision ñi dañ ko gën mun a gëm xëy na. li nga wax Alassane lu am solo la soo xoolee ci dëkk. France yi dañuy filmer nit ñi ci hôpitaux yi. voilà soo gisee ñu koy def du càggane dañ bëgg a wane rek nit ñi pour wane leen. dañ bëgg a won population bi que feebar bi non seulement lu am la mais lu doy waar la lu bon la. kon jàpp naa ni mun nañu filmer cadre hôpital bi filmer nit ñi respecter. en même temps seen intimité respecter le secret médical. loolu lu am solo la élément de communication bu am doole la parce que comme nu ñuy faral di wax weddi moom. gis bokk ci beneen bi mooy quand même am na ay sénégalais yi nga xam ni mbas bi yóbbu na leen. sénégalais yi nga xam ni liggéey nañu réew mi liggéeyal nañu réew mi liggéey nañ bitim réew soo gisee ku njëkk a dem ci mbas mi
day wane ni rek mbas mi amul am doole amul ñàkk doole amul mën amul bañ a mën ñëpp lay laal. kon foog naa am na ay firnde yu bëri te Alassane jàpp naa ni itam sénégalais yi ñu ngi ci xeex bi citoyennes yi ak citoyens yi ñu ngi ci xeex bi gis nga soo gisee mbiru masque yi balaa ñuy jël dogal bi da ngay jàpp ni xamuñ fuñ jëm mais ñoom ñëpp ñu ngi wut ay masque sama xarit lu mu wax sori dëgg la ndax masque grand public bi baax na Alassane masque cherul te xëy na France ñu ngi leen di def seen disposition masque yi mais ñun Sénégal yàlla may nañu bopp koñ boo gis sori am na tailleur artisan yi ñu ngi fi fees dell. mais est-ce que masque yooyu du tailleur di defar masque yooyu mun naa tax boo ko takkee feebar bi du la laal ou bien doo ko lawal. waaw masque yooyu justement xam nga masque yi dafa am ay façon yu bëre. am na ci yi nga xam ni dañ koy bàyyi pour ñu nekk hôpital ñuy liggéey hôpital ak malade yu nekk foofu ndax masque yooyu comme masque chirurgicaux yeeg yi nga xam ne ñoom ñoo leen ëpp solo. dañ ko war a bàyyee waa hôpital ndax ñoom nag dañuy dund ak jàngoro bi seen loxo yaa ngi ci bés bu nekk ñu ngi nekk ak ñu feebar kon ñooñu Alassane soxla nañu sol masque pour aar seen bopp loolu lu am solo la mooy masque yi nga xam ne ñu ngi hôpital yu ci ëpp ñu koy jaay pharmacie ak yooyu ñooñu soxla nañ di ko sol ngir aar seen bopp. wante masque yi nga xam ne ñu ngi koy defar ci mbedd mi suñ ko accompagner nga sol masque buñ defar ci mbedd mi du toujours da nga koy def pour aar sa bopp. wante sori masque boobu soo ko solee di nga aar ñi nga wër. masque yu baax la man gis naa ñi koy def cherul 200 francs 300 francs yii ci mbedd mi yi nga xam tailleur yaa ngi koy def baax na lool pour population bi ndax suñ demee ba sol ko rek mooy nu ma wax dootoo wàll keneen te lan la ñuy wut ci masque yi tey lan lañ ciy gën a séntu lu ciy gën a séntu mooy sénégalais bu ne jàpp ni feebar na walla am na doomu jàngoro bi te warul wàll moromam nit ay garabam comme nag man feebar naa te masque bii ñuy defar ci tailleur bi su ma ko solee su ma tichoolee du ma wàll su ma saqatee du ma wàll masque boobu baax na même su nekkee du ma aar man complètement mais mi ngi aar ñi ma wër te su ku nekk ne man waruma wàll ku ma dendal cas communautaire yi day wàññeeku moo tax ma foog ni ñun am nañ chance bi mooy man jàpp naa ni président Macky Sall am na engagement bu wóor ci xeex feebar bi man loolu gis naa ko même su dee am na ay critiques yi ñu mën a def ci liggéey bu ñuy def mooy lu may faral di wax man gëmuma unanimisme ñun ñëpp ñu jàpp rek di wax way baax na affaire yi rafet na et cetera man gëmuma loolu kon cas communautaire gëm naa ni ay failles la ak ay échec ci suñ prise en charge feebar bi loolu mooy dëgg ndax xam nga Alassane man lu ma nekk docteur mënuma la ndax yow yaa ma ëpp xel su ma ñëwee ma ne la woy suñu liggéey baax na yëpp dox na bon affaire bi dañu war a dóorandoo ba pare cas communautaire di yokk di ma wax saa waay yow kaay liggéey bi dox na fu cas communautaire yi jógee mën a toog xam lu tax ba mbas mi dooree mesures yi ngeen jël tey muy masque yeeg yooyu dooro leen jël ko def précaution anticiper lu tax ngeen xaar ba li am mais jàpp naa ni volonté baa ngi fi te looy xaar ci chef d'état mooy volonté politique comme volonté baa ngi fi beneen bu fi am mooy déglu jàpp naa ni président Macky Sall day déglu ci mbas mi ngi déglu comme nag mi ngi déglu jël na mesure ni sénégalais bu ne war na sol masque mais mënul jël mesure ba pare amul les moyens de sa politique kooku mënu ko def moo tax man wóolu naa ko ci loolu wóolu naa ko ci kaw dina indi ay millions de masques ci Sénégal parce que man loolu laa gëm ndaxte masques yi du toujours masques yi ñu jaay pharmacie masques yu armée bi mun na ko defar masques yi tailleur yi mun nañ ko defar mais jàpp naa ne aussi sénégalais bu ne di nga ci def sa loxo. parce que am nañu war ñu xalaat masques yi nu ñu distribuer trucs alimentaires yi
masque yi dafa war a bokk sax ci distribution bi. man Alassane loolu laa àndal jàpp naa ni masque yi moom moo ëpp solo ceeb bi ñu joxe. waaw parce que boo feebarul de boo feebaree doo tal ceeb. waaw te ceeb bi gis nga def na ci ay milliards et milliards yoon la mu def ko parce que il faut mu jàppale mais saaku ceeb bi du yàgg. xam nga sama mbokk séeréer moom soo leen ne saaku ceeb a ngi dewlu ña ngi xam nga rek ñaari fan ñetti fan ñu laajaat ko ceeb de. te mënul di joxe ceeb kon lan la mën a def mooy mu investir ci geste barrière yi mooy mu fexe ba sénégalais bu ne man lu ma wax bu ma gisee muy def revue du riz. xam naa suñ mbokk séeréer yi ñoom ñoo ko wàll bëgg ceeb ba mu topp ceeb bi rek di ko xool. revue des masques waaw man bëgg naa mu def revue des masques mu nekk ay millions masques yu fi nekk ba nga xam ni sénégalais bi su soxlaa masque daf koy am. mais c'est que problème bi masque yi jafe-jafe la gis nañu guerre diggante États-Unis ak France ci mbiru masque yi te américain di dem di jënd ci aéroport Chine masque yi xamante ne France moo ko doon jël gis nañu débat bu mu créé France ci mbiru masque yi fii kon masque dafa amul tudd ci àdduna bi ñu ngi koy defar waaye jafe na. waaw mais Alassane. kon masque dafa am solo. bu baax a baax bi masque dafa am solo lool moo tax may wax retard de décision gis nga tey ji ñoom ñëpp xam nañ ni masque moom moo mun a arrêter cas communautaire gis nga def nañ confinement généralisé France. def nañ ko ci dëkk yu bëri mais réglé wul problème bi. waaye Singapour ak Corée du Sud. wala nañu. utilité masque absolument masque rek moo ko mën a régler. ndaxte président tey jël na mesure de distanciation sociale yu baax a baax pour mu boucler boucle bi nag il faut que mu def revue des masques comme ni nga ko waxee ñu gis ay millions de masques man loolu su ma ko gisee sama xel dal suñ ne gendarme dootul nekkati ci tali bi te du sol masque policier dootu ko def supermarché dootoo ci dugg te doo sol masque. suñ nee mbedd mi monsieur le ministre ginnaaw masque yi extérieur am na jafe-jafe lan moo tax fii mënuñu dooleel tailleur sénégalais yi organiser leen jox la ay njumtuwaay pour ñu defar ay masque ñoom xëy na ci 1000 milliards yi ñuy génnee di ko jox nit ñi ñu am ci seen wàll pour defar masque. man industrie bi locale bi dox. man gëm naa ni loolu président mi ngi ci c'est-à-dire mënuma imaginer xëy na président waxam bëriwul mais mënuma imaginer que nekkul ci loolu man gëm naa ni 1000 milliards yi lu ci am solo lay génne ndaxte bitim réew moom xam nga feebar bi lu mu ñu jàngal mooy il faut que ñun ñu compter ci suñu doole. te mun nañ ci jóge décoller ndaxte tey jii masque yi mënatoo xalaat di xeex ak États-Unis ak France di ko wuti mais comme masque yi nga xam ni suñu artisans yi ñu ngi koy defar baax na mais problème amul tissu am na tailleur am na moo tax ma ni président bëgg naa ko gis ci télé bi mu jàngal ñu nu ñuy solee masque mu def revue des masques sénégalais bu nekk xam ne war nga mën a sol masque te loolu nag moo baax ci sénégalais yi ndaxte bés bu ñu demee ci confinement généralisé moom nit ñi dootuñ dee ndax coronavirus de xam nga lu leen di rey. xiif. waaw loolu mooy ndóol bi nekk ci réew mooy musiba la monsieur le ministre monsieur le directeur Sory Kaba wax nañu waxu masque yi am nañu wax test généralisé aussi am na réew yi xam man test généralisé yi moo tax ñu mun a xam ku nekk na nga feebar ñu mun la toppatoo Sénégal am na ay laboratoire xëy na ñu am fii ci réew bi yaakaar ne war nañu mun a xool ndegam piste boobu tamit ci xeexu corona bi war nañu ko mun a jël. waaw man jàpp naa ni c'est pas à exclure. D'ailleurs seetaan naa benn reportage ci benn chaîne de télé canadienne ñu naan le cas sénégalais comment un petit pays comme le Sénégal mu départandoo ak même nombre de cas que le Canada toll tey ci nombre bi mu toll te Sénégal tollul ci même nombre bi il se posait la question est-ce que dafa am benn approche bu Sénégal développé pour mën a faj ay maladam te yenn pays xamuñ mu posé waat question ne wala statistiques yi ñoo des parce que bu fekkente ne da nga dépister 100 personnes par jour il est évident que ratio wu 100 personnes ngay am. boo dépister 1000 personnes ratio wu 1000 personnes ngay am boo dépister 1 million de personnes ratio wu 1 million de personnes ngay am donc loolu aussi piste la boo xam waruñ ko exclure moo tax démb. bi ma déggee ne Guédiawaye ci benn école installé nañ fa benn centre de dépistage ma dégg ci ce matin non hier nuit maire commune d'arrondissement boobu nekk Guédiawaye mu ne effectivement dépisté nañ 100 et quelques te gis nañu ne presque plus de 80% ci ñoom feebar bi dalu leen même bu fekkente ne ndaw sañ doon soupçonné
ne moom mi jaay ca bopp koñ ba ay légumes ak yooyu ñi fa dem ci journée boobu bari nañu mais jàpp nañu ne kuréelam ba muy liggéeyee maanaam groupement de femmes ba muy liggéeyal biñ leen dajalee ñoom ñëpp dépisté lañ yàlla suturaal na leen ba gisaguñ ci ku ci yor doomu jàngoro bi. mais centre boobu ministère bi na agréé ko. voilà ministère bi nee na agréé wu ko mais malgré tout jàpp naa ne c'était une réponse communautaire appropriée maanaam ca waxtu tee bi ñu ne kii de yor na ko te am na ñu ko jege ñu ne kon nañu fexe ba ñu ko jege woon yëpp benn cercle concentrique ñu fexe dajale leen xool ndax amul ku ko ci yor te yëgoo ko loolu aussi dafay anticiper ci contamination communautaire yi parce que li nga ci wax léegi daf ci am solo ginnaaw gel ginnaaw saabu ginnaaw masque ba doo wàll sa bopp doo wàll kenn doo am jàngoro bi boo génnee sa kër dellu si waat sa njaboot di nga leen mën a sutural dafa bokk également ci ay mesures yu ñu war a entreprendre pour que bu ñu gisee ci benn zone boo xam ne kat am na benn cas communautaire te xamuñu kan ak kan la dajal ñu ne kon nañu fexe ba zone boobu ñu isolé ko le temps ñu xool ku ko yor ak ku ko yorul c'est vrai que loolu liggéey la mais fi nu jëm jàpp naa ni loolu lu ñu war a entreprendre la. ba day bokk toujours ci ni ñuy protéger ni ñuy aaree ñëpp ñi nga xamante ne tey soupçonné nañu ne yor nañ ko boo jëlee exemple sénégalais bu jóge bitim réew nga ñëw sa kër nga wàll sa njaboot dem ca boutique ba wàll la nga jot a jënd war ngaa suukar ba nga fa jënd wala taxi ba nga jël mais su fekkonte ne très tôt xamoon nañu ne ñooñu ñëpp jot na leen laal ba ñu dajale leen ëmb leen kon xëj na peut-être du law. comme ni ñu ko gisee ci yenn dëkk yi waaye xëj na peut-être aussi. nekkul ne réflexe boobu mën nañ ko am systématiquement su fekkente ne benn zone nekk na benn zone bu ñu contaminé. mais ce qui est certain ci mesures yi nga xamante ne tey gouvernement bi jël na ko jàpp naa ne mesures yooyu bokk na ci mesures yi ñu war a entreprendre parce que day gën a tax ba tey suñuy données statistiques gën a fiable loolu benn point la mais également personnel de santé bi nga xamante ne tey xeex bi nga xam ne moom le président de la République déclaré l'heure est grave nous sommes en période de guerre ñoom ñooy soldats yi nga xam ñoo jiitu ci guerre boobu. su boobaa ñoom aussi dinañ mun a anticiper ci lépp loo xamante ne tey war nañ koo jël ci ay mesures préventives mais aussi ay mesures curatives pour faj ñi nga xam ne ñoom la mbir bi dal. di leen jaajëfal bu baax nag. di ko jaarale ci docteur Bakar Dia mi fi teew tey war a symboliser tey personnel de santé de manière générale au Sénégal. parce que xam nañu ne li ñuy def tey dañoo soxla ñu leen di jaajëfal. parce que gis nañu liggéey bi ñuy def dafa am solo te dafa am lu bari man lu ma ci jot a jàngat que Sénégal li fi nekk tey ci ay ressources humaines. comme ni nga ko waxee léegi ci wàllu masque développement endogène est-ce que waruñoo dooleel secteur artisanal tailleur yi pour que ñu mën a produire ay quantité de masques importantes ba duñu importer tey war nañoo mën a jaay suñu personnel de santé à l'étranger parce que cas sénégalais bi dafa ëlëb ñu bari ba tax na boo koy xool et fort heureusement président de la République anticipé waat foofu parce que tey feebar bi bu fekkente ne Sénégal daf ko xeex ba jëlee ko fi te dëkk yi ñu wër feebar baa ngi fa on reste isolé. parce que munoo dem ci dëkk boobu kenn mënu faa jóge ñëw biir Sénégal ça veut dire que donc approche communautaire bi dafay génn les limites du Sénégal ba jël la sous-région jël la région jël le pays le monde entier donc président de la République bi mu anticiper encore pour que mu am une approche médicale au niveau de l'Union africaine mu ngi jël ay matuwaay yu am solo parce que réew mi mënti doon tey bu ñu la isolé ci feebar bi mënatoo am looy def. mais sànq wax nga kaaw télévision canadienne bi wax ci mbirum Sénégal. ba ñoom ñu posé question maanaam di laaj lan moo tax Sénégal am performance yi est-ce que bu ñu xoolaatee question bi gasaat ko est-ce que Canada réew mu organisé la. Canada système sanitaire mun a détecter ñëpp xëy na Sénégal mun naa am nañuy feebar fekk xamuñu leen te suñu système xëy na jëlu ko ñu ngi en marge du système est-ce que mënuñu relativiser loolu foofu. waaw mun nañ ko relativiser loolu moo andi débat bi. man pour man intérêt wu question bi nga posé yëpp foofu la nekk maanaam naka la ñuy mën a def tey fi ñu toll ba yokk nombre de dépistage yi bu nekkoonte ne 100 personnes la par jour ñu fexe yóbbu ko 1000 personnes par jour. parce que mun naa am ñu am feebar bi da ci dee sax fi xamuñu. voilà la rey mu ngoog d'autant plus que et je parle sous le contrôle de docteur nee nañ bu ñu la isolé pendant 14 jours ci la ñuy mën a xam effectivement ndax yow yor nga ko ndax mun nañ la faj wala mënuñ laa faj donc 14 jours dafa bari. donc ku ko yor pendant 14 jours di dox soxlaam di dem di ñëw mais ñam mën a wàll bari na kon foofu effectivement de 100 à 200 de 100 à 1000 ay proportions yu ñu war a intégrer la ci suñu approche tey su ko defee su boobaa dafay rendre processus bi yëpp fiable danañ xam ne kon Sénégal toll nañ foo xamante ne comme ni ko docteur waxee léegi au lendemain de la crise nag maintenant
on doit faire face. Et pour faire face au lendemain de la crise maanaam fekk na ay jumtukaay taxaw ñu ne kon nag Sénégal la fa xew royukaay la ci àdduna bi ñëpp war a def benn ruée vers le Sénégal mu nekkaat nag lu bees ci ñun parce que nag xam naa ne ressources humaines tey ci jamono yi ñu toll. dafa am solo lool. waaw ressources humaines am na solo monsieur le ministre bu ñu xoolee sànq ci cas bu ñu évoqué mooy cas bi nga xam ne dafa ñëw importé sénégalais bu nekkul l'extérieur ñooy contaminé sénégalais yu bëri ñun dañoo xool ca bitim réew ku mel ni France premier cas bi mu amee foofu ki xamal am na ko dafa isolé boppam protéger famille am contaminé wu leen est-ce que du foofu la ñuy mën a jàngatee importance éducation nit ñi parce que ki xamante ne moom français la xëy na jàng na xam na affaire yi moytu na ba contaminé famille am bi xëy na sénégalais bi ñëwoon bitim réew xëy na jàngam sëru ba xam feebar bi naka lay mun a demee naka lay mun a aaree famille am est-ce que du foofu du woone quelque part suñu laaj ñun suñu réew yi ci suñu système d'éducation. mais Alassane li nga wax mooy lu am. xëy na sax dinaa la bett tuuti ndax man gëmuma exception sénégalaise gëmuma cas Sénégal gëmuma ko te gëm naa ni nasaraan gi yenn saa yi ay subtilité yu ñu am rek. pour nelawal nit ñi pour nelawal ñu. maa ngi koy wax 2002 coupe du monde bu Sénégal demee quart de finale sori. ñu ne cas Sénégal exception sénégalaise sénégalais yi footballeurs yi soxlawuñ sax di def récupération footballeurs yi soxlawuñ sax guddi gi dañuy tëgg tama foo fecc ba mu neex leen le lendemain ñu gagné match bi euphorie boobu commencé def ay interview ku nekk di wax nelawal gars yi ba ñun ñu gëm ni loolu am ñun exception lañu mais gis nga nu mujjee Turquie dañ ñu dóor yu métti suñ tànk yi diis mënatuñ dara gis nga man jàpp naa ni exception sénégalaise mooy li nga wax rek mooy suñu éducation baaxul mesure de protection yi xamaguñ ko mesure barrière yi xamaguñ ko exception sénégalaise mooy 1000 francs yu ñu jëndee masque amuñu ko exception sénégalaise mooy lekk bu doy amuñu ko gis nga suñ jàppee noonu mbir mi. kenn mënuñu nelawal comme ni ngay wax kenn mënuñu nax loolu moo tax man ma foog ni toujours dañu war a nangu scénario du pire. ñu jàpp ne ñun mënuñ dara xamuñ dara et que xeex bi dooragul. parce que ñëpp ak nga pic bi. Sénégal la mun a mois de juin lay doon. xeex bi dooragul. Alassane alors su xeex dooragul xeex bi metteegul nasaraan gi ñëwati. di ñu jox drogue. di ñu wax exception sénégalaise takkal ñu ngemb ñu nekk ci géew gi di bàkku foog naa nga xaar ba jël ndam li di bàkku moo tax man gëmuma loolu lu ma gëm. mooy virus bi woneegul jikkoom. xamaguñ ko. lu ma xam mooy coronavirus bés bu nekk dañ ci jàngat professeur Didier Raoult am na yu am solo yu mu wax mais yooyu ay hypothèse de recherche la. nee na suñu écosystème suñu environnement garab yi ñuy jëli chloroquine bi naka noonu mais man jàpp naa ne loolu yëpp ay hypothèse la. kenn xamagul mbir mi nu muy demee la preuve. xam nga man ñaata Sénégalais ñoo wër intéressé wu ma Alassane ci feebar bi. ndax yow xam nga man xam naa médecins yi xam nañ mooy lu may wax ñëpp xam nañ ni feebar bi ñu ci ëpp dañuy tane même soo leen fajul xam nga man lan moo ma jaaxal mooy cas communautaire yi benn mais leneen li mooy lu xaw Europe malade bu ñu yóbbu urgence réanimation rek nga faf fa jaar. kon feebar bu garaaw la. te lu xew ci yeneen réew yi mi ngi fi xew. suñu malade yi nga xam ni sonn nañ yàlla def nañ ci luñ mën mais muccuñ beneen bi mooy cas communautaire yi amul benn exception sénégalaise ñu ngi bëre di bëre mooy tax moo wax lu sori wax loolu laa àndal Alassane wax nga ko ba ñu door garab bi mbas bi amul vaccin yaa ko wax muy dëgg. borom xam-xam yi nee nañ fekk 2021 xëy na mbas mi amul garab bu wóor bi nga xam ne mun nga ko jël nga wër lan moo ñu dese mooy prévention ñu war a def prévention ci réew mi nga xam ni xëy na éducation bi demeewul noonu war a def prévention ci réew mi nga xam ni doole bi demeewul noonu war a def prévention ci réew mi nga xam ni comme ni nga ma ko waxee gëmuñ sax ni mbas mi am na
kon ci contexte bi nga xam ni prévention rek moo ñu dese man mënuma sama nopp du dégg ñi ma wax ay exception sénégalaise ak cas Sénégal nasaraan gi daf ñu nelawal lu am ba am mooy sori wax na ko comme amuñ vaccin amuñu garab te prévention lañ mën a am prévention yi ñett la kooku itam amul benn borom xam-xam ci kuréel boo mën a nekk ci Sénégal bu ko mën a weddi benn bi mooy geste barrière yi mooy distanciation sociale sant yàlla ñu ngi ci mais des na mooy li nga ko wax rek gën ci mbedd mi gis nañu soluñ seen ay masque di la wax masque bi dafa cher yow masque bi dafa cher soo defee 300 francs nga am ko. dem ci marché yi ni ñaa ngi ci marché yi ba léegi. waaw masque Alassane masque bi dafa cher yow feebar mun na la rey. yow nga banque sa loxo di wax France masque yi dañ ñu ko jox. alors fii aussi nañu président de la république jox masque bi. ba tax yow ngay dem ci supermarché xëy na feebar nga yaa ngi doxoon te di wàllu doomu aadama masque bi di wax masque man gëmuma loolu. Sénégalais bu ne soo bëggee am masque di nga ko am loolu mooy lu jëkk man gëmuma loolu. il faut que Sénégalais yi jóg ci même su nekkee président Macky Sall war na def effort mais na Sénégalais bu nekk fexe ba njabootam am benn masque yi ñuy defar tey ay 300 francs 200 francs la ak yooyu boobu mooy benn donc mesure de distanciation sociale yi ñu ngi ci il faut que ñu sol masque bi beneen bi sori sama xarit sori wax na ko mënuñu bañ a def dépistage de masse kooku mënul bañ am luñ mën a wax kay mooy amuñ moyens yi may attirer attention suñu techniciens yi ñu bañ a def erreuru France xam nga France du modèle ci gestion économique bi am na ci jamono dañu waxoon masque amul solo mais lan moo taxoon ñu wax ko parce que amuñu woon ay masque beneen bi ñu ne dépistage de masse yi ñoom duñ ko def et cetera parce que amuñu woon moyen xam nga sa askan da nga koy wax dëgg lu gën a bon pour un état mooy ngay bañ a wax dëgg sa askan gis nga dépistage de masse il faut ñu def ko loolu mooy mun a tax ñu am ay statistiques yu fiable suñ ko defee képp ku am doomu jàngoro bi ñu yóbbu la faj la porteur sain bi ñu mun la isoler te yàlla def na mesure président bi wax port obligatoire et généralisé de masque day tax isolement bi dootul sax nekkati toujours ñu tëj la da nga war a xam ne am nga doomu jàngoro bi nga sol sa masque dem doxi sa soxla donc prévention bi ñett la benn bi mooy mesure de distanciation sociale ak barrière bi beneen bi mooy dépistage de masse beneen bi mooy isolement ak traitement des malades mënoon nag isoler maladie te defoo dépistage de masse parce que baax na ñu def sans dépistage dépister cas contact yi def dépistage aléatoire comme nu ñu koy waxee dem ci poste de santé bi xool ñu am fièvre ñëw woo leen depuis yooyu yëpp baax na mais yooyu dafa fekk rek amuñu moyen mais nag ci 1000 milliards yi nu ma ko waxee santé bi moo ci jiitu comme santé bi ci jiitu nag il faut que ñu dem ci dépistage de masse maintenant ñu gën a coordonner parce que ci période de crise bi dañu war a moytu yu mel ni xëy na sax ñu doon def dépistage de masse bi fa nga wax lu baax lañ ci jublu mooy wax ku ne lu baax parce que bu ñu dégloo sax am na benn Sénégal bu tudd Cheikh Sokhna moom chercheur la épidémiologiste la dafa doon liggéey ak kii di docteur Raoul moom moo yoree cabinet équipe 3 bi moom nee na Sénégal am na possibilité faire 1000 tests par jour si l'État soutient des laboratoires des différentes universités et les hôpitaux l'IRD aussi a la capacité de faire des tests loolu laa gëm waaw man maanaam gëmuma 1000 tests par jour moom bu ne bu état bi jàppale laboratoire yi mun def gis nga Alassane man gëm naa ni nasaraan gi fu ñu bëgg a yóbbu mooy un optimisme endormissant mooy ñu ne way ñun suñu exception di nelaw nañu yeewu lu mu wax mooy dëgg nañ def 1000 tests par jour 2000 3000 suñ ko mënee isoler tous les cas positifs traité ñëpp ñu feebar fii ak defuñ ko mënuñu xam ñaata nit a feebar maintenant nag am na lu am mooy xëy na suñu hôpitaux yu feesagul xëy na cas yu grave yu bëreegul te yooyu ay spécificité même si hôpitaux yi daan ci ñëwaat parce que am na ñu xalaat ne hôpitaux yi mënoon na bañ a nekk lieu de maanaam de soins des malades parce que mën na def ay centre xëy na feneen yu bañ a kii parce que am na ñuy feebar ñëwatuñu hôpital léegi parce que tiit nañu ragal nañ ñëw si hôpital bi parce que ñoom am na yeneen feebar parce que feebar bi bu ñu ko toppee rek dañuy fàtte yeneen feebar yi Sori Kaba tout à fait ci loolu foofu ànd naa ci ak yow et d'ailleurs moo tax damay rebondir ci propos wu professeur Seydi bi mu organisé ak le ministre de la santé conférence de presse ku ci nekk ci ñoom ci pàcc bañ la dénk nga intervenir moom dafa ni
en fait chloroquine bi ñuy appliqué dañu gis ne ci malade yi ñu koy def ñooy gën gaaw a wër ci ñi ñu ko deful. donc en même temps ñu ngi faj en même temps malade yaa ngi leen di servir de stratégie de laboratoire. ñu ngi testé. alors xëy na peut-être man su fekkente ne mën naa ne exception sénégalaise foofu laa koy teg. parce que chloroquine bi boo koy xool li ci Raoul wax professeur Raoul ak coow li mu jur OMS de brandir industrie pharmaceutique ku ci nekk commencé wax moom boolewu ci wax daf ko appliquer. ci ay protocole am te mu gis ne def na résultat kon nag loolu piste la. xëy na peut-être ci fànn boobu c'est de la science. gis nañu ne ay solution mi ngi fay commencé am gis nañu ne am na ay maladies yu ñu ko appliqué ñu gën a gaaw a wër ki ñu ko appliqué wul te ci kàddoom lañ ko foree gëm naa ni la mu wax am na fu mu ko teg kon nag defuñ ko fenn ci àdduna bi furul fii ci Sénégal te ñu gis ne def na résultat kon mën nañu ne. début de solution mi ngi am. alors ci fànn boobu man jàpp naa ni effectivement lu ñu war a mën a approfondir la te fort heureusement loolu moo taxoon ma doon wax ni peut-être ressources humaines yi Sénégal am tey. ba tax ñu am courage def lu mel noonu. te gis nañu àndul benn lor te ña ñuy faj kon nag piste war nañu ko mën a explorer ci fànn boobu loolu moo tax damay ñëwaat ci question bi nga posé tey bu fekkente ne mën nañu am capacité wu def 1000 tests par jour man gëm naa ni 1000 tests xajul ci réew mi par jour parce que déjà bi ñuy def ay 100 tests par jour on a réussi en tant soit peu contenir maladie bi boo koy xool parce que tey ratio yi mooy nombre de guéris yi moo ëpp. nombre de cas yi nga xamante ne tey ils sont internes ñu leen di faj ça veut dire que donc bu fekkente ne élargir nañ un tout petit peu échantillonnage bi nga xamante ne moom la ñuy testé gëm naa ni 1000 xajul ci réew mi man loolu sama gëm-gëm la. maintenant nag à voir naka lañ koy appliquer. ban zone lay doon stratégie boobu xëj na peut-être fa la jafe-jafe bii nekk mais je pense que booba service démographie yi nga xamante ne ñu ngi ci réew mi on aura besoin de leurs compétences ñoom aussi ñu dimbali ñu ci échantillonnage bi zone yi nga xamante ne fa la ñuy déterminer les cas communautaires. systématiquement mu am ay centres de dépistage collectif communautaire pour que ñu mën a jël maladie bi en charge le plus tôt possible ci prémices yi njëkk ya. su ko defee man gëm naa ni fa nu jëm dana am ay solutions yu durable. mais directeur hôpitaux yi naan dafa am ay malades yu indi seen hôpital te nit ñi feebar bi dañ ciy wax tellement que nit ñi même seen personnel ñoom dañoo xaw a ragal moo tax nit ñi bu ñu feebaree xëy na duñ demaat ci hôpital yi pour faju te ñu ngi toog seen kër xëy na feebar bu ñu am tamit feebar bu reye la. laa xëy na du law comme nu Covid 19 di lawee waa ab feebar la ñoom parce que kenn mënut leen def suivi est-ce que xalaat bi du woon wut ay centre xëy na périphérique fu ñu mën a def maladie hôpitaux yi ñu soulager leen tamit pour mën a jël ñeneen ñi feebar ji. waaw su ma juumul Dakar defe naa ne Fann mooy centre bi ñu jël réservé ko. mais yeneen hôpitaux yi principal yëpp am nañu ay malades. am nañu ay malades Covid ay malades Covid yu fa indi. ay centre la ñoom aussi. confinement. Bon je pense que loolu aussi xëy na peut-être mën nañu ne du ñu utiliser tous les services de l'hôpital xëy na peut-être benn service la ñuy jël rek bloqué ko parce que Fann tey boo fa demee man dem naa Fann ci période bii nii dem fa consultation mais effectivement fa nga xamante ne fa la ñu ne doo leen sax seen yow mun nga ñëw ci hôpital ba génn doo xam sax fan la parce que amul lenn lu koy wane ñoom ñu ngi vaquer à leurs occupations normalement personnel de santé bi ku nekk service ba nga nekk yaa ngi fa xëy na peut-être nag mun nañu dem ba cas yi bari dina am ay services yu tëj parce que doole bi ñu war a am mënuñu koo am pour mun a def ay hôpitaux systématiquement comme tey ñi nga xamante ne bien vrai que sunu armée bi macha allah bu ñu leen joxoon ndigal tey mun nañoo installer ay hôpital rapidement ci yenn villages yi wala ci yenn zones reculées yi mais jàpp naa ni effectivement loolu mun na andi jiixi jaaxa ci opinion bi. donc lu ñu mën a def ci sensibilisation pour xamal leen parce que mbir mi jàpp naa ni comme ni ko docteur waxee léegi sensibilisation mooy arme bi ci gën a garaaw. mooy arme fatale bi buñ ci wàcc ci lépp lu mu mënti doon ci processus bi ci chaîne de valeur bi ci lépp lu mu mënti doon moo tax au-delà du personnel de santé au-delà des hommes de médias parce que gis naa ne yéen boobu ba léegi daanaka émission yëpp ça tourne autour de corona émission yëpp ku ñu invité corona ngeen lañ lay wax loo ku dégg di nga dégg. ku bëggul dégg di nga dégg foofu bu ñu ci teggi tànk loolu mooy mun a tax ba ñu mettre pression ci population bi pour que lépp lu ñu war a xam ñu xam ko matuwaay yi nga war a jël nga jël ko de manière personnelle léegi nag sa responsabilité personnelle mooy engagé wu. bu ñu la nee yoon waa ngi nii nga tëg loo si jëlee yow la mais su boobaa ay mesures drastiques la ñu war a jël su boobaa. je crois que foofu la ñu jëm en fin de compte. moo tax gëm naa ni ndànk-ndànk bi ñuy demee nii bu ñu ko amplifier tuuti en termes de dépistage yokk ko
jël hôpitaux yi approprié wu centre approprié ne fii kat lii moo fiy dem tey bu fa kenn jublooti ndax lii la comme ni ñu ko gisee ci yenn zones yi gëm naa ne solution bi mën na ñëw. waaw ñu dem Louga fekk fa suñu correspondant ñu mën nañ jël casque yi kii di Mountaga Kane Louga mu wax ñu foofu mbirum cas communautaire yi parce que xeex mbas mi amoon na solo foofu zone d'immigration la waaye yaakaar nan am na jéego ñu def foofu Mountaga ñu ngi lay nuyu. waaw ça ñu ngi lay fay. waaw ñu ngi jéggalu ci ni nga yàgg ci ligne bi tuuti dama bëggoon laajte foofu Louga xeex bi fu ñu toll ci coronavirus bi. waaw fii ci Louga sant yàlla si ndorte gi nit ñi tiitoon nañu tuuti xam nga yaa ngi ko wax léegi zone d'immigration la waaye yàlla def na bi kilifa yi déggee mbir mi muy ki nga xamante ne mooy gouverneur de la région Boy Amar jiite CRGE bi bi ñu ko dañoo boucler woon région bi frontière yëpp vraiment liggéey ci liggéey bu am solo ba finalement amul benn émigré boo xam ne indi na fi jàngoro bi. jàngoro benn bi fi am mooy cas communautaire boo xamante ne ni wax nañu ne beneen dëkk bu dul Louga la ko jëlee ci wàllu xeex bi nag fii exemple la bu mag ndax li jëkk mooy wàllu prélèvement wàllu test yi nga doon wax léegi effectivement médecin chef de région Cheikh Sadou Senghor li mu jëkk teg mooy prélèvement dépistage de masse pas de masse mais en tout cas faire un échantillonnage le plus large possible parce que xool nañu lu toll ci 456 personnes defal nañ leen ay prélèvement donc systématiquement ñoom dañuy def ay prélèvement dañuy dem dans les centres de santé dans les postes de santé xool les registres gis xool malade yi nga xamante ne am nañu des signes yoo xamante ni mën nay am tax ñu yaakaar ne am nañu ko yëpp ñu daal di leen xool dépister leen daal di leen def boole ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy def suuf en quarantaine donc bu nekk liggéey boo xamante ne liggéey bu mucc ayib ci wàllu prélèvement bi loolu bokk na ci sax ñu am ndam li ñu am ndax nekk nii xam nga démb rek lu toll ci juróom fukk ak juróom-ñeent nit génn nañu ci libéré nañu leen ci centre yi ñu leen téye woon xam nga lépp boo ko xooloon toll ci ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett la ñu jël nekkul lu évident ñoo xamante ne dara jotu leen la mais ñoom dañuy ratisser large pour mën a am résultat bi ñu am xam ngeen ne seen Louga loolu tax na ba am nañu 11 guéris fi mu nekk nii ci ñoo xamante ne nii ci ñu feebar la ci 28 malades yi nga xamante ne am nañ ko fukk ak benn bi wér nañu démb rek système de gestion de l'incident ñu ngi bi nga xamante ni moo di médecin chef région moom moo ko jiite doon def daje démb di expliquer waxtaan ak tasat xabaar yi pour wax leen ne parallèlement ak CRGE bi nga xamante ne ñoom ñoo yore wàllu administration li ñuy def ñoom it ñu ngi liggéey bu baax a baax ci wàllu lépp luy aju ci wàllu jàngoro bi fexe ba jàngoro bi bañ a law fii ci Louga. jërëjëf Mountaga ci leeral boobu déglu nañu Mountaga expliqué ñu Louga zone d'immigration la te bu ñu wax résilience lu am solo ci population yi xam nañu zone bi immigré yu bëri dañuy doon yónnee njaboot yi ñu mun leen téye léegi ñoom seen bopp ñu ngi toog confiné wu mënutuñ liggéey gaa xëy na am nañu aide sociale lañu fa am waaye liggéey bu ñu doon liggéeyee taxaw nañu am ay koppar pour yónnee te feebar bi bu gën a law xëy mu impact ci seen i mën-mën ci population yi nekk foofu yan mesure dañu war a jël ci ñoom au-delà de aide alimentaire bi pour ñu mun a téye parce que weeru koor a ngi ñëw te mandat yi daawoon na ñëw mandat yi dootu ñëwati monsieur le ministre. waaw maa ngi bégg loolu di waxu Louga waxu immigration toog ak ki nga xam ni suñ borom baaxe woon na ko mu gérer mbir moomu ci ay at yu yàgg. muy mon frère Souris di ko féliciter parce que liggéey bu rafet la fa def wax dëgg yàlla kon nag xam nga man lenn rek moo ma yàq lu ma mënul wala luñ ma dàq moom duma ci sob xam naa ni Souris dina ñu ci jàngal lu bëri. am nga ci xalaat sur cette question là foog naa am na liggéey bu am solo am naa ci xalaat jàpp naa ni effectivement immigration globalement dañu nekk ci jafe-jafe te xëy na man lu ma foog mooy ñoom sax ñoom ñoo gën a soxla ndimbal xëy na Souris dina ma wax ñun ñi nekk fi tey ndimbal ci wànn yu bare benn bi mooy ñi nga xam ne ñoo doon indi ay milliards di ñu dundal tey dañ leen jël mel ni dañu am walla dañuy def lu bon moo tax ma foog ni war nañu xoolaat quelques aspects et quelques dimensions sociales de la maladie
tey jii soo nekkee immigré dafa mel ni da ngay rus te moo ne daan sa doole rek moo la yóbbu woon amul dara lu bon loo def. am na dimension psychosociale. waa dimension psychosociale bi nga xam ne il faut ñu jël ko en charge te foog naa immigré yi am na benn traumatisme bu ñuy vivre état bi war nañ ci jóg. beneen bi mooy ku doon yónnee dem ba mënatoo yónnee réew mi nga xam ni da nga ko jàppale woon ndax immigration war nañ la delloo njukkal te foog naa président de la république mu ngi koy def bu baax a baax. maintenant en dehors mesures yi mu jël nga xam ne ay mesures globales la yu laal réew mi yëpp man gisaguma ci sama xam-xam bu gàtt ay mesures spécifiques yu mu war a jël yu intéressé zone d'immigration yi xëy na am na te maa ngi koy ñaan su amee ñu bàyyi leen xel ndax ñi nga xam ne la dañ doon vivre de l'immigration te tey source yëpp tëj na mais kooku nag Alassane du foofu rek soo demee Fouta aussi suñu mbokk yi loolu lañ doon dund immigration moo ko téye te ndool mi tey toll na fi nga xam ni nit ñi sonn bi nga xam ni xëy na il faut ñu xool de façon sélective nu ñuy agir l'un dans l'autre daal sama xam-xam xaw ci bëre te maa ngi bàyyi sama frère Sori mu gën ci sore. waaw Sori question boobu am na immigré yu bëri yi mu soxal doole bi amatul mbas bi tëj na usines yu bëri te ñu ngi wax récession xëy na sax pour le moment nguur yi bitim réew ñu ngi jàppale immigré kaasu affaire sociale beeg yooyu waaye doole bi ñu doon yëngu yeneen ñu ci doon dolli di ko yónnee njaboot bi amatul te am nañ beneen question bu immigré yi posé mooy ñi xamante ne dañoo génn àdduna foofu te Covid bi moo leen rey te xam nga ne nit ku nekk da ko bëgg ñu suul la xëy na si dëkk ñoom problème la bu rëy la si ñoom débat bi te posé dañ ko dañu ne nguur gi dafa ne pour le moment du ñuy jëli maanaam ñi xamante ne Covid moo leen rey waaye ñoom yaakaar nañ ñoom koore war na mën a jël indi leen Sénégal jël mesures yi war yëpp pour mën a suul seen réew comme ni ko Turquie defee ñeneen réew ci àdduna di ko def. di leen jàllee d'abord Alassane parce que je crois que fi nga daanelee mënul ñàkk a toucher sensibilité wu réew mi parce que ku dem bitim réew moom docteur wax na ko léegi da ngay wuti te boo amee séddoo ak sa njaboot séddoo ak sa réew. bu fa sa bakkan desee tiis la désespoir bu rëy ngay andi ci sa njaboot ñuy jaale ñëpp ñi nga xam ne tey ci mbas mi la sunu borom jëlee seen bakkan waaye ginnaaw ku dul ci mbas mi it ñëpp xam nañ ne la vie continue am na ñoo xam ne tey seen bakkan des na fa te jaarul ci mbas mi ci leneen la jaar. donc ñu ngi jaale ñëpp di masawu ñëpp. président de la République depuis 2012. lu wàllu jëm ci diaspora ñett mesures yu exceptionnelles moo ko caractérisé bi ci jiitu en 2014 dafa rapatrier presque l'équivalent de 900 personnes jëlee leen Centrafrique mu nekkoon pays de guerre mu nekk pays africain bi nga xam ne moo njëkk a yónni ay avion ñu dem jëli ay doomam ci dëkk boo xam ne nattu dafa dal seen kaw yeneen pays africain suivre loolu en 2014 te ba mu koy def sollicité wul benn partenaire au développement daf ko jël ci nguuru état bu Sénégal ci budget état bu Sénégal loué ay avion lu mu jar mu ne dana ko def ñu fexe ba sauver doomu sénégalais yooyu kenn perte ci sa bakkan mu nekk mesure bu gën a exceptionnelle ma jàpp ni ci nguuram bi ci toppaat comme mesure exceptionnelle boo koy fàttaliku 2008 2009 dafa amoon crise financière bu amoon ci àdduna bi. subprime bi. subprime bi mu amee mbokk sénégalais yi nekk ci diaspora bi dafa impacté ci seeni source de revenu dañ ci sonn lool. mais boobu fekk ñu ngi dëgmal élection 2012 présidentielle 2012 moom ba muy def tuuru àdduna bi di def tuuru réew mi ba mu rencontré diaspora bi dafa identifier woon ñi nga xam ne dañu nekk ci profession libérale yor sa restaurant yor sa salon de coiffure wala ngay dem ci plage yi di létt yor sa liggéeyu bopp dañoo sonnoon lool ci crise financière boobu mais ñi ci gënoon sonn mu doon jigéen ñi. ci nguuram bi mu jël beneen mesure exceptionnelle mu doon financement des femmes de la diaspora mu jël 1,5 milliard chaque année ci budget bu état bu Sénégal di ko jagleel jigéen ñooñu. troisième mesure bi mooy bii nii mu jël 10 milliards
jagleel ko diaspora donc ñetti mesures yooyu boo koy xool toujours dafay am lu koy justifier ma jàpp ni nag situation bii nga xamante ne tey réew mi ñu ngi koy dund doomu réew mi ñu ngi koy dund ci biir ak ci biti dana amaat ay mesures exceptionnelles en plus des 10 milliards wax nañ léegi ci Louga et fort heureusement comme ni ñu ko waxee ka fa feebar nekkul diaspora keneen la mais Louga li ko caractériser ci immigration moo di que ña fa jóge dem bitim réew defuñu immigration irrégulière dañu jël avion wàcc ca dëkk bañ ne loolu moo caractériser dëkk boobu parce que dëkk wu tukki la ñoom dañoo teel a tukki donc dañoo xam yoonu tukki duñu jaay seen bakkan ci géej loolu mooy première caractéristique ku Louga deuxième caractéristique bi ñi ci ëpp di liggéey ci diaspora bi dëkk Louga ci informel la ñuy liggéey à l'étranger loolu mooy deuxième caractéristique bi mais troisième bi mooy mbas mi bu amee kon danañ sonn parce que kuy liggéey ci informel mënatoo dem ci plage jaay mënatoo dem ci marché jaay mënatoo am benn source de revenu kon doo yónnee sa njaboot dara kon dëkk yi nar a gën a impacté wu négativement ci mbas mi lay doon kon il faut que mu am ay mesures correctives inévitablement mais comme nag dañoo toll d'abord ci xeex ci guerre ak virus bi xëy na peut-être dañuy anticiper rek te xëy na anticipation yi dinañ am yeneen occasion pour dellu si loolu moo tax démb Alassane ma yónnee la benn document boo xam ni yónnee nañ ko président de la République document boobu ñi ko créé ñu ci ëpp ci diaspora bi lañ ne mu nekk benn forum citoyen boo xam ne dañoo jàpp ni tey comme ni ma ko waxee bu waxtu guerre jotee ku nekk da nga war a jóg ñoom ñu jóg ne kat il faut ñu xalaat dimbale président de la République dimbale gouvernement bi ci ay réflexion forum citoyen boobu am ay propositions yu am solo yu mu def ba même ci wàllu tey cas communautaire yi ci wàllu confinement général boo jëlee secteur informel bi ñoo ci gën sonn parce que seen source de revenu day néew ñoom ñoo nekk ci mbedd bi ñu leen di war a utal masque ñoom lañ ko war a distribuer gratuitement pour mën leen a protéger ba ñu mën a am lu ñu yóbbu lu ñu suuslu ak seen njaboot ci document boobu ñun proposé nañ président de la République ñu am benn source boo xamante ne même bu dee 3000 francs par jour par semaine ñu leen koy jagleel mooy gën ceeb bi mooy gën diwlin bi mooy gën suukar bi parce que sutura yàlla mu ngi nekk ci nga jox nit ki li nga xamante ne mun na jëndali boppam ca nam ko neexee ak nam ko soobee en fonction la mu nekk ci besoin loolu lañ proposé ci document bi ñu proposé même chose ci wàllu diaspora bi ñu ne président de la République tey am na ay jumtukaay yu gouvernement bu Sénégal teg te jumtukaay bi nga xamante ne tey mooy instrument bi ñuy lutter contre lépp lu jëm ci précarité sociale ci diaspora benn document la bi ñuy wax caisse aide et secours caisse aide et secours boobu bi président di ñëw en 2012 40 millions la woon moom moo ko yóbbu tey 540 millions tey 10 milliards yooyu dafa ñëw tegu ci caisse aide et secours boobu pour amplifier ko waaye nag ci document bi ñun li ñu proposé mooy na président xool dëkk yi nga xam ne ñoo gën a am cas de malade mu war a nekk suñuy zone d'intervention prioritaire foofu ay poudrière la boo jëlee tey exemple lu Maroc mais 70% des Sénégalais au Maroc ci marché yi la ñuy liggéey tey kenn ci ñoom liggéeyul ñu ngi ci situation bu métti kooku talul ñu nekk di réunion di xool dispatching di xool ñaata la ñuy yónnee loon li mu tal mooy nañ ko jox lu mu lekk ak lu mu naan. urgence. caisse aide et secours boobu moom moo doon régler urgence yooyu. kon tey dañuy amplifier caisse aide et secours boobu man ci sama gis-gis bu gàtt Maroc dañ ko doon jox weer wu jot autant pour moi at entre 15 ak 20 millions ci caisse aide et secours boobu pour muy mën di dimbale sénégalais bu am jafe-jafe mais nañu jël 15 millions ba multiplier ko par 10 jël ci 10 milliards yi 10 fois 5 15 millions jox Maroc ne leen gérer leen situation bi et rendez compte parce que pays yooyu la ñuy war a identifier Maroc Italie France Espagne États-Unis prioritairement. ne ñii waruñoo xaar. ay zone d'urgence la. ay zone d'urgence la war nañu débloquer xaalis bi mu gën a gaaw. systématiquement. ñu jox nag les consuls généraux ak les ambassadeurs coup de franche parce que ay fonctionnaires lañu ñu affecté leen nañu leen wóolu accordé leen le bénéfice du doute. waaw ñu gérer xaalis bi tamit mu leer de. mais absolument parce que ñu ngi gérer caisse aide de secours bi di rendre compte. waaw mais xam nga situation exceptionnelle la. moo tax situation exception loolu mooy tax tey ñu mën a régler de manière urgente situation bi nga xam ne Sénégalais ñu ngi koy dund waaye du yem foofu parce que jëndal la ceeb jox la nga naan jox la nga lekk fayal la sa logement mais sa njaboot gi ne fii dunduñu te ci yow lañ yaakaaroon kon dafay am aussi beneen levier
bu ñu war a utiliser loolooy tax toujours statistique am solo parce que statistique bi moo lay mun a permettre tey nga mun a def benn approche ciblée nga xam ne kat dëkk bi li leen caractériser lii la nombre bi lii la kon ñii bu ñu leen di dimbale. ANSD ngi fi dañuy def statistique. oui mais ANSD données yi mu am c'est pas des données complètes sur la diaspora par exemple tey bu ñu demee par exemple kër Alassane Samba Diop di fa enquête si bu ñu nee Alassane Samba Diop ndax am nga rakk wala doom bu nekk bitim réew day wax waaw ñaata lañ benn bu dee ñett lañ day wax benn la. du wax mukk ñett lañu parce que dañoo jàpp ñun Sénégal ak une mauvaise culture bu ñu am. que booy lim sab njaboot. ay cat di ciy dugg ak ay yu kenn xamul. donc données yi ñu leen di jox fiable. ba pare yokkati ci doomu sa rakk boobu juddoo foofu données yi leen jël en compte. ce qui veut dire que donc les Sénégalais nés à l'étranger ay Sénégalais de l'extérieur lañu même bu fekkente ne ils ont un autre esprit approché du benn. mais dañ leen war a bàyyi xel également. ci li nga xam moom la ñuy liggéey. mais monsieur le ministre am na benn préoccupation bu diaspora bi am mooy. si nañu xam ne dañoo génn àdduna mënatuñ indi koor yi pour suul leen Sénégal loolu préoccupation bu rëy la boo doon nekk ci réseaux sociaux yi waxtaan gi di fi tar ñu interpellé nguur na ñoom gaa nañu génn nañu àdduna waaye ni yeneen réew yi def pour indi seen i koor yi Sénégal war na mën a xoolaat décision boobu. waaw ndax Alassane lu tiis la lu metti la te foog naa doomu Adama. yu mel noonu mooy yu ko war a gën a mun a yëngal maanaam am na ñi nga xam ni tey xiif nañ mar nañ amoon lu ñu lekk mais ñu dimbale leen indil leen seeni koor ñu suul leen nu ñu leen war a suulee ci seen diine moom moo leen gënal lépp luñ mën a am moo tax ma jël sama kàddu boole ko ci seen kàddu di ñaan président de la République lépp lu mu mun a def pour loolu mun a am su nekkee mën na mu defal leen ko xam nga nag mooy lu may faral di wax gérer dafa metti te xam naa ni moom sax su doon sagoom ndaxte ay mbokkam lañ aussi ñun ñëpp ay mbokk lañ xam naa ni su doon sagoom ñooñu dinañ ñëw koor yooyu dinañ ñëw moo tax ma foog ni mi ngi ci mais di gën a ñaax rek nu ko yenn réew yi di defee su nekkee war na mun a nekk ñu def ko te foog naa su mënee nekk aussi dina ko def mbir mu metti la question bu délicate la parce que ci pandémie lañ nekk règles yi day gën a strict gën a serré et du ku nekk rek nga jël su doon rek tey da ngay joxe li nga war a joxe rek koor yi ñëw foog naa sori du ma ci bàyyi doomu aadama sénégalais yàgg na ñàkk bakkanam bitim réew état bi dimbale mbokk yi koor bi ñëw kon situation exceptionnelle la situation bu doy waar la situation bu metti la ñuy ànd di mettitlu ak ñoom des di wóolu suñu gouvernement di wóolu aussi suñu président de la république foog ni su nekkee pexe am na rek jàpp naa ne dina ko def. waaw sànq sori wax na ci levier ñu war a appuyer pour jàppale ñi xam dañu néew ju doole gis nañu réew mi bari na ay société de téléphonie mobile Orange Tigo mooy Free léegi ak ji di Expresso gis nañ ci confinement bi nit ñi Sénégal ñu ngi consommé lu bëree bëri ci ay bande passante maanaam ñoom seen koppar yokku na ci mbir mi parce que nit ñi bu ñu toogee seen kër dañu jënd ay crédit rek nekk ci internet bi di surfer parce que amul lu ñuy def xëy dañu mën a rester en connexion est-ce que nguur gi waru mën a waxtaan ak société yooyu milliards yi ñuy gagné yooyu tekk ci tuuti def ci benn caisse populaire dimbali ñu xam ne dañu néew ji doole. man de Alassane sur cette question là mun naa wax ni je suis très déçu. parce que mbirum appel entrant yi amoon na fi. waaw man ci réew mi moo tax man la je suis te ba léegi kenn wóorul ndegam appel entrant din nañ ko sax. gis nga Alassane je suis très déçu. waaw ci ñi nga xam ni lu ëpp ci koom-koomu réew mi. ñoo ko yor kooku je suis très déçu. je suis déçu te maa ngi koy wax tey foogoon naa ni jamono yi su amee duñu xaar ñu wax leen solidarité moom moo tax ñu am xaalis bu ñu am. alors nguur gi mënul nekk ci ay difficultés parce que président Macky Sall mi ngi ci ay difficultés situation exceptionnelle réew mi suñu économie bi tourné wul koom-koom bi demul te war na wut fu mu mobiliser ay xaalis yu mu dimbalee askan wi déglu naa discours am te ànd naa ceeg moom du téléphonie bi kese mais soo jëlee ñii di gérer autoroute yi soo jëlee ñii di gérer téléphonie yi soo jëlee ñii di gérer or bi soo jëlee ñii di gérer
pétrole bi soo jëlee Sénégal dañ jël lépp ñoom su neexee ñu xëccoog ñun di xeex xoolal pétrole bi wax ji nu mu bëree. coow li bëri woon na man la yow la lii lañ jox lii lañ def ñoom ñoo nekk ci suuf di ruux mooy lu may faral di wax dañuy nelawloo. ñu toog ay weeri at di tamante dëmm di lekkante ñoom la jamono jooju nga xam ni wax ak feeñ jotoon na ñoom ñëpp a ngi woon ci kanam multinationaux yi ñoom ñëpp ñu ngi ci kanam di wax ba ñuy wax appel entrant yi dañuy supprimer coow li ñoom ñëpp a ngi wax mais tey dafa mel ni ñoom ñëpp seen làmmiñ dañ ko dagg waxuñ ci génnewuñ ci jël ay sarax. dañuy waaf jël ay sarax di ko jox président la moo tax man j'ai beaucoup aimé la réaction musclée du chef de l'État maanaam ci jamono yu metti yi ngay xam kuy sa xarit ak ku dul sa xarit ki nga xam ne nag alal rek moo tax mu ñëw ci réew mi su mettee doo ko gis kooku bés bu ñu yàlla génnee ci mbir meeg jàmm ngay rajee war nga xool nooy doxale waaw Serigne Kaba loolu émigré yi xam nga téléphone bi bari na internet bi connexion beeg yooyu ñi nekk société nekk Sénégal fii xam naa ñu ngi may déglu bu baax dañuy gagné xaalis bu bari ci moment bi parce que dañuy bu ñu wàccee 18 heures dugg seen kër ñu ngi ci téléphone portable yi ba yenn heures yi te loolu day yokk seeni koppar ñoom est-ce que waruñu mun a xool ñoom ci loolu ñu am noonu situation boobu tekk ci dara def ci benn kees dimbale borom maanaam Sénégalais yi nekk ci mbedd mi ambulant yi ñu am masque ak yooyu. gis nga sa analyse boobu du ma ci yokk du ma ci wàññi ni nga ko waxee lañ ko war a jëfee amul luñ ciy yokk amul luñ ciy wàññi dama ciy yokk rek beneen point ci beneen domaine. Sénégalais yi ne bitim réew du ma tudd banques yi pour bañ leen defal publicité. am na ñaari banque tey au Sénégal. niveau épargne bi nga xam ne sénégalais yi ñu ngi koy yónni ci réew mi te mu méngoo ak 20% ci seen i koom-koom ñaari banque ñoo ciy dominer tey ci réew mi banque yooyu dañoo dissimulé wu ci association des banques du Sénégal. waaf bi waaf. ñun attiré nañ attention président de la République ci ñaari banque yooyu lépp lu mu bëgg def ci biir diaspora bi mun na ko jëlee ci ñaari banque yooyu parce que sénégalais de l'extérieur yi ñaari banque yooyu lañ gën a wóolu ko ñeneen ñi. li ñuy denc yëpp ci réew mi ci ñaari banques yooyu lañ ko denc kon tey bu mbir mi amee mënuñoo waaf dañ leen war a génnee. ay 200 millions la ñuy joxe de. est-ce que joxe nañ sax 200 millions. pinap. joxewuñ sax 200 millions yàlla xam na te loolu jaaduwul tey bu ñuy jël di envisager tey liggéey bi ñuy def nii ñun ci proposition yi defal président dañoo commencer identifier ligne de métier yi nga xam ñooy gën a impacté parce que mbir mi. du doon approche globale nii rek. déedéet. pour approche sectorielle. sectorielle lay doon am na ñoo xam ne. ci liggéey ba ñu liggéey effectivement. voilà dañoo gën a sonn ci couche par couche. liggéey la laaj. waaw am na ci ay métiers yoo xam ne c'est-à-dire ils repartent à zéro. dootuñu mooy ambulant yi maire yi jaay caaf ci mbedd mi jaaykatu gerte yi jaaykatu fonde bi ci mbedd mi ak yooyu. tu imagines kiosque yi. tu imagines nga jënd sa marchandise balaa mbir miy xew. def ci 200 000 mënatoo jaay ci mbedd mi donc marchandise bi lamb sa loxo kon sa fonds de commerce saaw na amatoo loo dunde ba mbas mi jeex la nga doon jaay ca matériel mun na nekk matériel boo xam ne c'est un matériel de consommation urgente maanaam dafa am date de péremption mënatoo koo jaay kon il faut nga utiwaat marchandise te sa fonds de commerce jeex na kooku fu mu jëm c'est-à-dire que mbir mi te loolu imaginer ko ci sénégalais bu nekk ci biir bitim réew doom dundee loolu tey nga nekk ci situation boo xamante ne maanaam amoo benn perspective ci impasse nga nekk mënuloo ñàkk a poser un débat serein. un débat sincère nga nag développer ay approches yoo xamante ne day nekk ay approches chirurgicales. domaine par domaine. parce que ku ci nekk ci ñoom méngoowul ak la muy dund ak li moromam di dund. maintenant bu ma dellu see nag ci beneen question bi nga posé docteur ma fàtte ci woon cee répondre muy rapatriement au cas de décès yi lu métti la mais il faut que aussi ñu xam ne mesures yi nga xamante ne personnel médical bi ñoo ko suggéré parce que du mesure boo xam ne président moo ko jël du mesure boo xam ne ministère des affaires étrangères moo ko jëlal boppam mais lu ay recommandations wu personnel de santé bi la. parce que li ñu constaté moo di que d'habitude bu ñu rapatrier dépouille xam nga bu ñu lay rapatrier police day taxaw ci dëkk bañ lay jëlee. douane day taxaw bu ñu xasee ba tëj kees bi ba sécuriser ko kenn mënatu koo tijji. lu dul bu yegsee ci biir réew mi te boobu day fekk yéen ngeen am coobare bi.
parce que dañuy bañ ñu boole ci biir corps bi. lu ci bokkul. parce que dafa am ay jamono loolu daf ci amoon. dañuy jël dépouille dugal ci lu ci bokkul. indi ko ci biir réew mi parce que dañuy jàpp ne dépouille la kenn du ko ubbi. moo tax bu ñu ko xasee ba tëj ko ba castré ko kenn dootu ko mën ubbi mais bu ñu ko àndee ci réew mi mbokk yi dañuy wax ne dañu bëgg a gis seen doom. c'est-à-dire dimension boobu mooy tax ba ñu ne kon est-ce que denc ko foofu du gën. parce que boo ko àndee te doo ko gis. dimension sociale bi. voilà su ñu àndee dépouille bi te dépouille bi yow doo ko teg bët ni mu ñëwee lañ koy dencee est-ce que kon jar na muy ñëw kon débat bu ouvert la rek. moo tax tey c'est pas un débat fermé ci li ma jot a dégg ci ministère des affaires étrangères. ils sont encore voilà ils sont encore ouverts ñu ngi xool yan solution lañ ci mën a envisager pour que mbir moomu ni mu méttee sénégalais yi. ñu mën koo teg ci suuf. waaw ñu dem Ziguinchor xam nga wax nañu sànq mbirum li xamante seen dañoo néew ji doole Ziguinchor temps yi xam ngeen ci dépistage bi am na ay talibé yi xamante ne ci maanaam Covid 19 bi leen laal foofu Assane Ba yaa nekkal groupe E-Média foofu ca Ziguinchor ñu wax mbirum ndóol ku wax ndóol ci réew mi xalaat xëy na xale yu ndaw yi surtout talibé yi xam nga dañu yalwaan di feebar bi am na ñu mu laal foofu ci Ziguinchor est-ce que dinañu matuwaay pour protéger couche vulnérable boobu. waaw Alassane maa lay nuyu di nuyu sa invité yi nga nekkal ci plateau bi. waaw jamono ji autorités yi jël nañu ay mesures yu bëri ngir jàppale lii di taalibe yi ndaxte ñaar ñi nga xamante ne ñoo amoon feebar bi bëri dem ci ab daara lañ jàkkaarloo woon te daara bi dañ doon wax ne taalibe yi dañ doon dugg ki kër gi di génn ba daara boobu jamono yi dañ ko def quarantaine mais ba mu indi benn stigmatisation bu metti ci wàllu taalibe yi parce que jamono ji ci Ziguinchor kenn ñeme bëggatul taalibe jege la te aussi mënatuñu dugg ci kër yi démb aussi maire bi waxoon na ci ndimbal bi nga xamante ne jagleel nañ ko askan wi am na lu bëri li nga xamante ne jël nañ ko jagleel daara yi bu defee noonu lii di taalibe yi di bañ a génn ci seen daara bi di dugg ci kër yi parce que même bu ñu ko bëggee nit ñi léegi nangootuñ ñuy dugg seen kër yi ñi leen doon jox ci mbedd bi sax léegi dañ leen di moytu waxatuma ñuy nangu ñuy dugg ci seen biir kër yi instant bi préfet wax na ci démb gouverneur tamit wax na ci léegi nañ ci jël ay motuwaay mais c'est vrai que ñu ngi génn ci mbedd bi ba léegi mais xam naa ne fii ak ñaar ba ñetti fan ñoom dootuñu mën a génn ndaxte démb rek ci dëkk bii li nga xamante ne mooy Jaabir nga xamante ne foofu moo ëpp tey ñi ko am te daara bi nga xamante ne moom lañ def quarantaine foofu la nekk démb police foofu la yendu képp koo xam ne da nga fay dugg dañ lay saytu ñu xool ndax yaa ngi respecté mesures yi ak aussi ñi nga xamante ne dañuy dem ak ñëw ñi demoon démb marché sax buñ ñëwaat dañoo amoon problème dugaat seen biir kër yi loolu moo tax mu lay wan ne rek ñoom ñu ngi saytu bu baax li jëm ci wàllu woowu. voilà jërëjëf Assane Ba ci Ziguinchor monsieur le ministre dégg nga boo gisee ñu insisté si invisible yi mooy ñi nga xamante ne xëy na chaque jour da nga yeewu sa kër dem doo leen gis doo leen séen waaye ñu ngi ci mbedd mi ci li ñuy dund ci mbedd mi la ñuy defee lépp ci mbedd bi la ñu am lu ñu lekkee bokk na ci taalibe yi seen cas fii ci réew mi te li am Ziguinchor Jaabir ba ñaari taalibe contaminé ba nit ñi léegi di daw taalibe yi est-ce que foofu ñu bëri nee nañu crise bi ñu nekk nii crise sanitaire bi ba moytulee crise économique bi moo gën a rey nit ñi. lu metti la Alassane xam nga suñu réew yi crise bi daf ñu war a yóbbuwaat ñu xoolaat suñu bopp. introspection mooy lu sori wax il faut que ñu def introspection xam nga Alassane yow doo ko nangu sori du ko nangu man duma ko nangu jël suñuy doom bàyyi leen ñu nekk ci mbedd mi di yelwaan xel daf ko warul mun a nangu ci réew mi. te foog naa état bi jëloon na ay mesures salutaires amoon na jamono lii amul mu ne bëggatul gis xale yi ci mbedd mi mais il faut reconnaître aussi que dafa am ay force ay pesanteur yu nekk ci société bi taxaw coow li ni kur fu état bi bëgg a dem ñu ne doo fa dem non suñu aada la non tel et cetera alors ana ñooñu tey crise bi am na taalibe yi ñu ngi leen di wàll gisatoo leen déggatoo leen ana ñu mais ñooñu am nañu responsabilité ci lu am tey parce que ñun ñëpp suñu soutenir woon mesure boobu mais xëy na tey problème bi du am. moo tax ma foog ni aussi réew mi il faut que ñu xool lu baax di ko def
ñii di wax taalibe yi yoon la nañ ko def ñoom ñëpp seen doom yi ñu ngi leen di dugal fu ñu leen war a dugal ñuy jàng su ñibbisee commencé téye réew mi kon ma foog ni ay mesures de fond la ñu war a jël xëy na urgence am na mais Alassane est-ce que yoon la Sénégal am pétrole Sénégal am zircon Sénégal Sabodala am or Sénégal am ay structure téléphonique yu am doole yu mel ni ñoom ñëpp crise bi am ñu taxaw di seetaan président de la République est-ce que tey foogoon ni quelque part même ñoom war nañ xoolaat seen bopp ndaxte mënuma gëm ni crise bi su jeexee mbir mi day continuer waat nii rek mais tey ñooñu waruñ xaar ñu leen di wax taalibe yi am nañu ay problème moo tax ma gëm ni appel du doy nañ leen lancer waat un appel pour ñu xam ni mënoo di am xaalis te doo ko bokk ak nit ñi ci situation bu mel ni am maa ngi leen di lancer un appel pour ñu accompagner état bi ci gestion situation taalibe yi stigmatisation am na nekk taalibe rek dafa metti man toujours su ma gisee taalibe ci mbedd mi maa ngi xool sama doom ba ma bàyyi ci kër ga su ma daje woon ak ci mbedd mi solul dàll amee potam ñu koy jox lekk di ko jaxase mel ni duñu ay nit bàyyi leen ñuy dem c'est-à-dire société sénégalaise ci boppam moo war a xoolaat boppam. nan la ñu war a mun a nangoo ñun suñu ay doom amuñ lu ñu def lu dul di fëgg suñu kër ñu jël déchet yi jaxase ko jox leen di leen wax lekk leen ko soo jàppee ni doomu réew bu nekk sa doom la loo war a mënul nangul sa doom bu ko nangul keneen moo tax ma foog ni dañuy jóge ci li def rupture mais foog naa ni tey ji secteur privé bi ñoom ñoo war a jël en charge question yu mel ni parce que quand même état bi mi ngi ci front yëpp imagine toi xamuñu affaire bi kañ lay jeex imagine toi xamuñu ñaata fan xamuñu kan mooy dund ak kan moo dul dund xamuñ ndax dinañ fekkee wala duñ fekkee bon Dieu xaalis bi ngeen jël denc ko ci banque bi mais génne leen ko ñu faj ci soxla réew mi comme ça économie bi mun a décoller waat nit ñi mun a recommencer ndax nag tey lu ñu am pétrole lu ñu am zircon ak or am na nu mbir mi di demee dootu leen ko tal moo tax ma foog ni li nga wax problème la pétrole sax coow am na parce que tey prix de baril bi wàññeeku na ba moins de $20 oui ba ñuy xamoon ne ñu yore pétrole sax ñu ngi wut nit ñi pour fay leen jënd seen pétrole moo tax soo foogee ni mun nga jël sa koppor teg ko ci banque korose ko toog di seetaan taalibe di dee xiif taalibe yi di feebar sénégalais yi di feebar ñëpp di feebar après nga foog ni mbir mi su jeexee da ngay ñëw jëlaat suñu alal di ko exploiter di dem mais man Alassane lu gën a doy waar ci mbir mi mooy coow li nu mu bëree woon te ñoom ñoo ko indi tey solidarité am déggatoo kenn wax suñu waxee marché la suñu waxee pétrole génn na suñu waxee zircon génn na ñi ngi nekk di wax ku nekk di xëccoo suñu nee dimbale mais gars ñi ku nekk waaf dem sol man foog naa yi question sociale waruñu xaar président di leen lancer un appel ñoom ñoo war dans un élan de solidarité quand même xool lan lañ mën a jël ci affaire bi mais toog ba président leen wax dimbale leen li ngeen di jox tuuti na mais entre nous loolu ruslu na te foog naa ñi ngay wax les forces invisibles il faut que ñun ñëpp ñu jóg ci pour mun ko régler il faut xaalis bu bëri génn ci parce que nag li ngay wax cas communautaire gis nga affaire bi ku foog ni mun nga tëj sa kër sol sa masque jël sa dund ration weer ñaari weer tëju foog di nga ci mucc da ngay nax sa bopp. non parce que bu ñu ko defee sax ñoom dañuy nekk ñoom seen bopp en insécurité parce que boo nekkee ci réew yore alal toog sa kër. dañ ko séddoo ak nit ñi. bi fi taree gars lay fekk sa kër de. dañ lay fekk sa kër. moo tax ma ni soo foogee ni yow kese mun nga ci génn da ngay nax sa bopp munoo ci génn gis nga da munoo doo ci génn. te gis nga Alassane cas communautaire yi ñu wax. mais mun na laal ku ne. c'est vrai. tey jii nga nekk milliardaire nga nekk am ay milliards sa compte banque gis nga ko mi ngoog kon tey jii ku nekk da nga ci war a def sa loxo ku nekk def solidarité ku nekk li nga mën nga def ko ci mais man mënuma imaginer nga foog ne mën nga tëdd ci li nga yor te li nga yor réew mi la ko jox ñu wax taalibe yi amuñu lu ñu lekk confinement bi il faut que président bi joxe ceeb taalibe il faut que président bi jox ma ceeb jox la ceeb mais état aussi dafa am fu mu yem et dañuy ni développement par le secteur privé mais solidarité aussi avec le secteur privé. waaw président si boppam dafa jox benn interview Figaro bi tey daf ci ne dafa am ay certains économistes dañuy prédire que crise économique bu moytuwulee moo gën a rey que crise sanitaire bi. xel mën na ko nangu. bu fekkee ne teeluñu faagaagal affaire yi nu mu gën a gaawee. xel mën na ko nangu
xam nga docteur dafa wax léegi xam nga la justesse d'un choix ci situation yi lañ koy mesurer. bi nga xamante ne gouvernement bi jël na ay matuwaay ne dootul nangu taalibe yi di dox ci mbedd mi di yelwaan ñuy wër ci mbedd yi di leen ramas di leen delloo ci seeni waajur di leen delloo fa ñu dëkk juróon na coow lu bari ci réew mais tey su fekkoon politique boobu jamono yañ ko doon defee bu fekkoon defoon nañu ko ba mu yegg fa mu war a yegg ba benn taalibe nekkatul ci mbedd bi kon tey du ñu nekk couche vulnérable. waaw te taf yëngal boo ko indi taf yëngal bi c'est-à-dire que dugal loxo ba pare. voilà rocci nangul naa la ko nangul naa la ko. loolu moo di mais au moins mën nañoo nangu ne choix ba ñu defoon c'était un choix juste maintenant il faut aller au bout de sa logique xëy na peut-être loolu mooy jafe-jafe bi mooy résistance yooyu muy wax. lobby yi te lobby yooyu tey moo tax ba boo koy xool. secteur pétrolier secteur téléphonique secteur bancaire ñoom ñëpp ñu waaf. ay sous-marin mais ay filiales lañu ñoom boo koy xool. ay représentation lañu. maison mère yi nekkuñu fi maison mère yi la ñu joxe ca dëkk ya ñu installé wu fa seen siège ne kenn xamul na mu doon. boo jëlee secteur bancaire bi rek illustration la ci tey secteur bancaire bi li ma wóor mooy la ñu joxe Maroc. ci li ëpp ci si réseau yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk tey filiales yi fii au Sénégal mais joxe wuñu sax 1/5 bi Sénégal et pourtant je suis sûr que li ñuy gagné fii gagné wuñu ko feneen. bref mais est-ce que de responsabilité nguur gi. d'accord ci loolu. si fu la mooy jaay Dakar si moo tax toujours ñun ñu jàpp ne xel dañ koy partager surtout bu dee bu rafet li ñu proposé président par exemple dans le cadre de ce forum nu mu tudd initiative citoyenne. dem nañu ba ci couche vulnérable yi maanaam daara yi ñu touché leen très tôt on a dit que ñooñu dañ leen war a defal dañ leen war a beral loxo parce que dañoo exposé wu. ki nga xam ne day xëy uti lu mu lekk bàyyiwu ko këram ci mbedd bi la koy jëlee non moo gën a exposé ñëpp masque ou pas kon kooku très tôt da nga ko war a jël en charge pour que dootul nekk ci mbedd mi yooyu mesure nag dama jàpp ni comme ni nga ko waxee taf yëngal moo baaxul fu mu mënti am nañ ko ba. mais volonté wu président gëm naa ne du taf yëngal parce que ku jël ci sa budget le tiers 1000 milliards nga ne da ngay xeex pandémie très tôt mieux vaut prendre une mesure excessive ci yu mel ni que de ne pas prendre de mesure moo tax dañuy ànd ak moom soutenir ko dooleel ko ak ay propositions ak fu mu mënti jóge ak xalaat bi fu mu mënti jóge moo tax moom le ministre Bakar Dia wax na ko léegi il lance un appel à ces différents membres yi nga xamante ne tey ñu ngi ci secteur privé bi wala ñu ngi ci benn domaine privilégié di fa gañ xaalis bu weex tàll non nañu jóg wala ñu sox xaar ku leen koy wax tey man dama jàpp ni sa appel bi nga lancé ci masques yi franchement kenn ci ñoom war naa mën a jël ay millions de masques distribuer ko ci mbedd mi sans pour autant état def ko parce que mooy seen cër te ku ci nekk ci ñoom tey bu réew mi suuxee la nga doon am dootoo ko am mu leer da ngay perte comme ñëpp kon nag pour ñun ñëpp ñu bañ a perte nañu fexe ba comme on dit bu guerre jotee kenn bañ a dund ñun ñëpp nañu ànd dee. mooy dëgg. ñu téye seen client survie sax quoi. voilà au moins pour ñu mën a jënd. survie monsieur le ministre loolu ñu bëri ne nañ président jël na ay matuwaay 1000 milliards def ko affaire mais ñu bëri nekk secteur yi xamante ne ak secteur névralgique lañu. dañuy affaire dafa xaw a yéex parce que koppar yi foo mu teel a ñëw. waaw fin du mois bi léegi mu ñëw. il faut gars yi jot ci xaalis man dama lay jox benn exemple. dama lay jox Alassane réunion yi bëri na nañu tranché génne. mais Alassane mais dafa metti waaw gis nga Alassane nguur gi. dama leen yërëm fu ma toll nii. ñoo ko gàddu waaw moo tax xam nga lu tax ma yërëm leen. waaw xam nga da nga ni faydaay jaay Dakar. waaw fulla muy dëgg. mais Dakar ga dañ ko joxe moo tax amatuñ luñ jaay. nga dem jëli Dakar bi. jëli jooju nag moo métti ndaxte Dakar gi mooy pétrole bi Dakar gi mooy zircon bi Dakar bi mooy téléphonie yi Dakar bi mooy lépp li nga xam ni moom la ñu am mu ñuy indil koom-koom alors Dakar gi nga xam ne ñun ñoo ko waroon moom di ko jaay nu ñu neexee dafa rocceeku ci suñ loxo xam nga loolu lu muy indi mooy que loolu ñu daan wax moins d'état pour mieux d'état ay naxee mbaay la dañu war a am état bu am doole te Dakaram di ko jaay nu mu ko neexee. mais situation bi ñu nekk ni woon na état bi ñëwaat na au cœur de l'état. waaw au cœur du système. voilà comme France Macron gis nañu léegi politique mu dafa ne bàyyi na ko léegi ñëwaat na. fii ci nguur gi tamit war nañu mën a jël responsabilité yooyu. loolu laa d'accord moo tax ma ni tey ji dañu war a
dem ci état bi am doole bu day ni Dakar bi mu téyewaat ko alors mais comme nag jëlaguñ Dakar bi ñu jaay il faut que secteur privé bi xam ni luy am dootul continuer et que ku bëgg a continuer nekk ak ñun ci liggéey bi il faut que nga wane sa bopp wane sa doole il faut que ñu jàppale état bi parce que 1000 milliards vœu la ambition la mais du luñ tëj Alassane yaa ma ko gën a xam du luñ tëj ci kër gi di ko joxe daf koy wuti moo tax il faut que ñoom ñu jàpp ci bu baax a baax loolu rek moo mun a tax suñu vision ak suñu politique ñu mun ko di dama joxe exemple télévision yi tey jii xam nga dafa ruslu ci réew mi ñu am ay télévision man duma wax télévision privée xam nga terme xam nga moom man terme boobu neexuma parce que ba ma nekk ministre de la com dama faral di wax secteur audiovisuel service public bu ñuy def amul kenn ku koy def Alassane ñu ànd ci xeex bi xeexandoo pour ñu libéraliser ubbi télévision parce que gëm naa ni man télévision état amul parce que télé yëpp état bee ko moom à la limite parce que état bi ñun la te ñëpp service public la ñuy def mais tey ñi nga xam ne ñu ngi tëdd ci koppar yi publicité duggatul dara duggatul ci suñu médias yi nga xam ne tey jii suñu deful sensibilisation dañuy perdre la bataille c'est la vérité gis nga sensibilisation bi suñ ko échoué dañuy perdre la bataille waaye léegi ñaan ñooy def sensibilisation service télévision état mënu ko privé de tey dañ seen publicité de kenn mais mënatul loolu laay wax war nañu mën dugal suñu dara duggasul mais man waxuma dugal sax lu ñu war a def mooy xam ni dugg ci xeex bi mooy ñu ne bon télévision yi fi nekk di def service public te sans ñoom affaire bi du dem nañu leen jël téye leen dimbale leen jàppale leen loolu la ñu war a def mais gisuñu ko tey ji télé yi nan la ñuy dundee dans ces conditions ana publicité dara amul état bi mooy mujj encore di dimbale mais c'est inacceptable dans ce pays là man jàpp naa ne am na li nga xam ni góor sax moo ko warul nangul boppam xeex am ñëpp di ci def seen loxo yow nga ne doo ci bokk te su neexee yow rek yaay jëriñoo loolu dafa war a des moo tax man ma gëm ni 1000 milliards yi président mi ngi koy wut a dajale mais du yomb de du yomb dara te ñëpp a soxla te fu mu joxe rek ñeneen dina laaj dafa mel ni rek sio bu bënn nga ci sol moo tax ma gëm ni lu mu war a def tey mooy mu approfondir communication bi jàppale outil yi nga xam moom la ñuy utiliser lu may wax nag c'est pas parce que non man aw ma télé aw ma rajo mais jàpp naa ni à part santé secteur de la communication bi rajo yeeg télévision yeeg journaux yi ñoom tey ñoom ñoo nekk au cœur de la lutte tey su président di wane raxasu fan la koy wane su demee palais rek di raxasu mais gars ñi duñ ko gis su demee ci RTS rek di raxasu Sénégal yu bëri dañ ko gis te tey xoolal dafa rafet Sénégal télévision yëpp dañ koy jël di ko relayer doom mais loolu mooy service public kon jàpp naa ni il faut ñu def plaidoyer pour ñu jox leen ay jumtukaay yu ñu xeexee loolu su jeexee ma jàpp ni tey ji 1000 milliards yi lu ci ëpp solo nañ ko yóbbu ci distanciation sociale bi moo tax may répéter bëgg naa gis président muy def revue des masques parce que loolu rek foog naa tey ji mooy lu wóor lu ñu téye lu ñu mën a dimbale ci cas communautaire yi. Sory Kaba ñu bëri nee nañu nguur gi jël na ay matuwaay c'est vrai waaye dañoo de affaire dafa xaw a yéex tuuti waa koppar yi pour mu génn dugg ci fu mu war a dugg dafa xaw a yéex surtout presse baa ngi xaar boobu léegi. c'est vrai que loolu sax moo andi. ay plaidoyer moo andi l'expression ironique du ministre Bakar. Revue du riz. waaw mooy fast track. Revue du riz non xam nga dafa ne gis na ko muy def revue du riz. dafa bëgg mu def revue des masques. c'est-à-dire que il a voulu accélérer les choses c'est-à-dire que moom ci rythme am jàpp na ni une décision dès lors qu'elle est prise dañ ko war a mettre en œuvre ki ko war a mettre en œuvre nag bu mel ni Sory Kaba yaa fuus nekk fay xool période stratégie di defar ay plan di dérouler di cibler. non bu boobaa mais na leen cukk mooy seen chef kay. mooy mbir mi. na leen woo mu cukku leen wax leen def leen lu gaaw. te j'ai vu benn jamono. ñu ne le président tape du poing sur la table. pour dire que non nañu génne ceeb bi distribuer ko. j'ai vu une jamono yi la semaine passée. ci yu mel noonu la mooy cukk bi ngay wax. c'est-à-dire que tey toll nañ foo xam ne bu ñu nee nit ñi wàññi leen seen i activité toog leen seen kër. toog leen seen kër bu leen génn que bu fekkee fulla ak fayda ngeen di dox. mais quand même. kooku bu fekkente ne amul ceeb bu mu togg yow nga dig ko ceeb mu toog di xaar te gisul ceeb bi mais day génn dem wuti ko loolooy dëgg. lu leer laa lay wax ni kon nag moom loolu moo tax mu ne dès lors que la décision est prise
yow yaa ko war a mettre en œuvre te jox nañ la jumtukaay bi nga ko war a mettre en œuvre franchement exécuter la maintenant nag exécution yi léeg-léeg dina am ay jafe-jafe. parce que Sénégal mooy dëkk boo xam ne tey loo laal domaine boo laal rek boroom xam-xam yi taxaw. nga mais ginnaaw assemblée woote ne. jox na président pouvoir yëpp ne ko yaa yëpp yaay buubu yaay buumi. ah loolu kat sa ay fa la gars yi bu nu yem de. foofu laa wax ma réew mi fa la ko mën a yem léegi nag moom nekkatul ci moom. yow Alassane Samba Diop aide bi ñu war a jox presse bi parce que moom jotatul publicité defe naa am ngeen enveloppe bu ndaw ci milliards ci 1000 milliards bariwul xam nga jotagu leen. mais lu tax loolu da ngeen war a jot. parce que da ngeen am ay emplois yu ngeen di fay da ngeen am ay charges fixes. yoo xam ne da ngeen ko war a supporter. tey li ngay di def nii sensibilisation bi pendant 2 heures de temps andi un médecin un ancien ministre muy wax ci coronavirus di sensibiliser mais da ngeen a bloqué seen i programme pour loolu. kon nag il faut que mu am benn genre retour d'ascenseur systématique. kon ki war a mettre en œuvre bu nekkee di tendeefal non Alassane est-ce que duñ ko jox 2000 non 2000 yi ëpp na ci Alassane nañ ko jox 750 mais yow yaa ngi dee. kon dafa war a gaaw nañ la joxagum téeméer nga téye. waaw bu ñu la joxee téeméer nga téye ñu ne ñu ngi xool ndax dañ lay yokkal 1000. wala dañ lay yokkal 2000 sax di nga xaw a soufflé. loolu moo tax moom ma jàpp ni comme ni ko monsieur le ministre waxee léegi les bonnes décisions ont été prises mise en œuvre nag bu yéexee gëm naa ne du moom parce que mise en œuvre beneen niveau la beneen échelle la. léegi nag na fuyete comme ni mu koy defee à chaque fois bu yu mbir yooyu amee kon jàpp naa ne effectivement yéexaay bi baaxu ci. parce que fi ñu toll nii moom situation d'urgence la ñu toll. bañ nañ ko ba on a décrété un état d'urgence kon nag lépp lu ñuy def dafa war a nekk dans l'urgence. te gis nga voilà monsieur le ministre. te gis nga Alassane. xam nga jamono ju nekk ak lu mu laaj. gis nga nekkatuñ ci jamono politique wala leneen xam nga jamono ji imaginez un instant. presse service public bi yëpp sauf RTS banque seen loxo ndax amatuñ mais suñu politique de communication dafay échouer du dem xam nga lu may wax dama ko gëm du dem c'est-à-dire que mesure distanciation sociale bu ñu mën a jël du dem kon ñaari levier laa gis yu am solo mooy communication bi mooy santé bi tey ñoom ñoo nekk au devant. troisième levier bi mooy homme de tenue man ma jàpp ni priorité des priorités mooy santé bi gis nga Alassane tey médecin ak infirmier bu xëy di dem liggéey wóoru la ni soo wàccee doo am feebar bi wóoru la ni soo ñibbisee doo wàll sa njaboot ñooñu amuñu dara lu ñu leen mën a fay bu ñu leen sax essayer fay mais jàpp naa ni war nañ bàyyi xel ci ñoom doyul comme ni ngay wax ñuy wax way jàmbaar lañu aide bi dina ñëw te gisuñu dara wutal benn ndàmpaay bu ndaw man pour man sax ndàmpaay bi du ndaw tey ji indemnité spéciale bu am solo lañ leen war xam nga lu tax man bu ma toogee ma dégg Touba am na ci ay héros yi nga xam ni contaminé nañ leen ma am samay xarit ak samay collègues suba ak ngoon ñu ngi faan ñu ngi jam ñaajo ci terrain bi gisatuma leen seeni mbokk gisatuma leen am naa ci ki nga xam ni du ma wax turam seeteetul yaayam te yaayam mag la xam nga lu tax seeteetu ko liggéey bi bari non parce que gëm na ni nu mu nekkeek moom nekkeek ñoom suba su yeewoo rek mun na ko wàll mais kooku réew mi mënu ko fay kon waruñ yem ci gaa ñi jàmbaar lañ non dañu war a génne lu am doole dalal seen xel dalal seen xel dafa mel ni presse bi ñaata nit ñooy ñëw jege si la tey ñaata nit ñooy ñëw Alassane fii nuy wax ak yow ñun ñëpp xëy na ay porteurs sains lañ ñu ngi la seq yow li ngay def mais lan moo tax nga def ko pour xeex coronavirus kon nu gaa ñi nekkee soldat noonu nga nekkee soldat kon affaire bi du aide man jàpp ma ni aide la lu ñuy jox communication jàpp ma ni ndimbal la suñu bëggee xeex bi sotti il faut que yéen tamit ñu dalal seen xel xam nga dag ma woon ni ma monsieur le ministre 7 heures du matin la ma ni waaw sama gaa ñi tey 7 heures du matin la ñu war a toog di waxu corona donc affaire bi du aide du ndimbal obligation la su nekkee dañ bëgg a xeex affaire bi te man damay ñaan sax président xam naa dina ko def mu yokk ko bu baax a baax parce que tey jii journalistes yi seen xel su dalul mooy groupe de presse yi personnel médical bi seen xel su dalul police armée gendarmerie seen xel su dalul ñeent yooyu mënuñu gagner xeex bi kon buñ ko jëlee ndimbal di wax ñëwagul
man foogoon naa Alassane am na benn premier bu ñëw. ak deuxième ñëw ñetteel ñëw ba ñeenteel ñëw parce que yéen suba midi ngoon guddi. mais mbiru corona ngeen doon. mais am na su nekkee boobu ba tey gisu leen dara. bu ma bëggoon ñu insister mooy policiers yi. militaires yi ak gendarme bi nekk ci terrain bi tous les jours. war ak nañu journalistes yi. waaw war nañu mën a yokkal ñooñu. non ma ne ak journalistes yi nekk ci terrain bi xam nga moom du ko wax. parce que daf ci bokk. il faut ñu am masque. mais parce que dañoo constaté absolument policiers yi des fois du ñu am masque. absolument policiers gendarme du ñu am masque. absolument du ñu am ay gants. yaakaar naa loolu. ak journaliste seen i matuwaay. non ma ne ak journaliste waaw ak seen i kilifa. war na mën a gën a yokkal masque nag. ak ay gants ak ay gel ñoom policiers ñu am ko. du loolu rek parce que feebar bi ci kayit yi ngay joxe. Alassane du loolu rek de. mun na la mun na du loolu rek de ak ndàmpaay. ak ndàmpaay waaw bu 10 à 10. monsieur le directeur foofu tamit c'est important parce que policiers yi dañuy bàyyi seen njaboot. seen gendarme yi bàyyi seen njaboot. militaire bàyyi seen njaboot guddi gi di couvre-feu. di vérifier état bi mesure yi mu jël. waaye dañuy tase ñu bëri. du ñu am masque du ñu am. du ñu am gant du ñu am gel. est-ce que loolu seen hiérarchie nguur gi war nañu mën a jóg pour ñoom ñu am lu mat sëkk si ñoom comme ça ñoom du ñu contaminé kenn du leen contaminé aussi ñu aar leen. absolument. ah en tout cas nit de boo bëggee mu defal la résultat. ci liggéey boo ko sant da nga koy jox jumtukaay. parce que nag bu ñu nekkee ci guerre nga ne ma demal protéger ma te joxoo ma jumtukaay bu ma la mun a protéger ah dana doy war de. man je pense que tey arme bi mooy gel bi mooy savon bi arme bi mooy masque bi. donc loolu moom dañ ko war a banaliser. dafa war a abondant dafa war a disponible pour tout le monde. et d'ailleurs man dama amoon lu ma métti benn jamono. parce que damay dugg ci ay pharmacie di laaj masque ñu ne ma dañoo jeexal. dugg naa lu ci 10 pharmacie fekkuma fa benn masque fekk na boobu ñu am rupture de stock. ma ne mais ñun fu ñu jëm boobu c'était au début parce que dama ne woon naa fàggandiku. naa wut ay quelques masques ngir samay njaboot. parce que mënoo téye xale yi ci kër gi te doo génn ak ñoom. il faut que mu am jamono boo xam di nga génn boo jëlee risque génnee leen nag il faut nga takkal leen masque. ma ne kon naa wut ay masques à toute fin utile mais def naa 10 pharmacie. ci 10e bi laa gisee mu ne ma man mënuma laa jaay lu ëpp benn ñaari masque rek laa la mën a jox mënumaa weesu ñaar te ñaar laa jënd ci moom. alors kon day toll jamono comme li nga doon wax léegi. bu amee rupture de stock dans la production chaîne de production bi à l'international il est évident que dañ am jafe-jafe Sénégal kon su boobaa recours bi mooy. tailleur production locale. te production locale boobu nag mun na ba sax bañ a yem rek uniquement ci defar leen masque. mais nga accompagner leen ci technique bi. ak savoir-faire bi mu des fi nag faf. ba dootuñ soxlaati masque à la abadan. loolu dafay nekk élément positif ci crise bi comme li ñu doon wax léegi rebolote bii am nouvel ordre international bi war a ñëw. ñun dañ ci war a positionner wu à telle enseigne que li ñu rëccoon lépp ñu mën koo rattraper moo tax keroog j'ai beaucoup apprécié sa débat bi nga amoon ak le ministre Mary Teuw Niane ministre Abdou Latif Coulibaly bi ñu duggee sur la science mu leer ñu ne tey pour mun a compléter performance bi médecine sénégalaise biy def non il faut que la science def ay performance dans la recherche pour que ñu am ay jumtukaay yu wóor. def ci moyens yu bëri ñoom ñu mën a appesantir ci loolu pour ñu mën a am suñu benn genre semblant d'autonomie ci wàllu woowu dootuñu recourir à kenn. donc lu am solo la nit ki boo ko nee defal ma lii jox ko jumtukaay bi mu ko war a defee. waaw temps bu ñu doon impartir monsieur le ministre jeex na maa ngi lay gërëm monsieur Bakar Dia ministre de l'information de la communication bu Sénégal nekkoon aussi ministre de la jeunesse nekk médecin généraliste xam-xam màcc aussi ci mbirum xeex bi ñu xamante ne sumb nañ ko ci réew mi ci di xeex coronavirus bi mu jógee ci réew mi parce que mbas bi dafa doy waar et nit ñi war nañu ci bàyyi xel bu baax a baax parce que affaire bu ndaw parce que masque moom bu ñu ko indee ci réew mi dafa laaj ñëpp jot ci. te masque yaakaar naa ne ak feebar nu mu bëree ci àdduna bi masque yi lu yàgg la ñu koy porter parce que loolu moom mun a freiner feebar bi ci àdduna bi ci réew mi di remercier aussi monsieur Sori Kaba ancien directeur de Sénégal de l'extérieur ci xam-xam bi ci échange bi ci lu ñuy war a indi réew mi ñu xam ne feebar bi am na ci réew mi nit ñi fu ñu mënta nekk ñu xam ne juróomi nit bàyyi nañ seen bakkan ci feebar bi te juróom du chiffre rek nit ku nekk am na lu nekk ci ginnaawam ay père de famille ay mère de famille ay njaboot yu loru ci loolu la ñu xam ne feebar bi du caaxaan fi ngeen nekk li médecin yi digle kenn def ko toppatoo ko nguur gi jàpp ci def lu mu war a def ku nekk war li mu war a def ba feebar bi génn ci réew mi bu ñu génnee ci loolu ba si mbas mi ñu mun wax yeneen parce que tant que survivre ñu ci virus bi xeex bi dafa war a di gën a nekk ci terrain bi maa ngi remercier techniciens yi nekkoon suba ba léegi ak man ci rajo bi ak ci télé bi ak tamit ci digital bi ak
emedia.sn di leen ñaanal yendoog jàmm.